émission bi di loo ci xam pharmacie nationale d'approvisionnement moo leen koy may pharmacie nationale d'approvisionnement di PNA di leen taxawu ci ay garab ci générique muy garab yi nga xam ne garab yu baax la yomb te wóor te ngeen soxla ko fépp fu ngeen nekk te mu jëm ci ñëpp ñu xamal leen ne PNA mu ngi ci région yi nekk ci Sénégal yépp PNA di pharmacie nationale d'approvisionnement ñoo leen di may seen émission loo ci xam ak El Hadji Moussa Thiam. jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak seen rajo Sud FM 98.5 amaat nañu mbégte rek ci kàttanu borom bi di àddu fi ngeen di teewlu seen émission loo ci xam seen émission loo ci xam nag ñëwaat na comme ni ñu koy defee rek samedi ju jotee ñu daal di taxaw fii di àddu di waxtaanee nag li nga xam ne daanaka daal yiteen askan wi tamit soxal réew mi ci li muy doxee ak léeg-léeg tamit di ñuy yëkkati jëmale ko ci askan wi ñoomee ñu war si mën a indi seen ib taxawaay wala daal seen ib gis-gis ci li nga xam ne moom lay réew mi di doxee. ba tax ni kon niñ ko waxee rek mbokk yi wala niñ ko daan defee rek tey jii dañuy waxtaanee ci daanaka waxtaanee woon nañ ko wala sax saa su ne ñu ciy yëkkati di ci yàbbi waaye teewul dinañu continuer di ci waxtaan lu yaatu ndax ci bokk na ci tamit jamono ji lu ëlëm ñëpp ñi nga xam ne daanaka daal ñoo ngi ci biir Sénégal boo ci sax li nga xam ne moo di pouvoir public yi boo ci sax ñi nga xam tamit ñoo ko yittewoo mu di liggéey ndaw ñi. liggéeyam ndaw yi nag bu ñu ko waxee yaatu na ndaxte nag ñoo ngi wax entrepreneuriat dëgg la auto entrepreneuriat ñoo ngi wax tamit ci lu jëm ci wàllu ay pôle emploi ak yeneen i employabilité ak yëpp yi nga xam ne nag adéquation de l'employabilité ak yooyu yëpp ñoo ngi indi ay mots yu bëri yi nga xam ne daanaka daal léeg-léeg sax ñi nga xam ne ñoo ko yittewoo tamit est-ce que danañ ca duñu réer ci wax yi wala daal ci mots yi ba tax ni tey daanaka saa su ne foo jóg débat jóg na fa foo jóg forum jóg na fa ba ci sax bu mujj li nga xam ne moo di lii daal njiiti réew mi sàkku ni daal dafa bëgg déglu ndaw ñi ñu waxi seen i jafe-jafe waaw kon nag ñun ñii yëkkati nañu seen i kàddu wax la ñu bëgg est-ce que la cay xew après loolee la ñu bëgg waxtaanee naam bu nekkee sax digg nañ ni danañ si def loolee lépp waaye tamit ñuy samp laaj est-ce que ndaw yëpp tamit représenté nañ leen ndaxte nag ñi nga xam ne daanaka tamit ñooñee ñoo ngi ci mbedd mi wala wàccur ci mbedd mi est-ce que ñooñu la wala est-ce que ñi nga xam ne c'est des jeunes formés wala c'est des jeunes instruits wala ñi nga xam ne daanaka ñoo ngi ci ay kuréel rek ñooñee la ñu war a waxal wala bokk ci tamit li nga xam ne mooy li ñu yëkkati naal ko ci recommandation yi na ngeen jàpp ni noonu lañ ko war a gën a doxalee naam bu nekkee sax kuréel yu bëri ngi fi di yëngatu ci wàllu financement ndaw yi ci financement jigéen ñi waaye ba léegi sax lu jëm ci wàllu évaluer kook yooyu yëpp naam nit ñi dañuy dégg rek ni def nañu am na sax ñu ciy yëkkatey kàddu ba ci sax li jëm ci wàllu bal bi ñuy renvoyante ci li jëm ci Jakarta maan yeeg ak ministère Mansour Faye kon nag yooyu yëpp mu doon yoo xam ne daanaka est-ce que la ñuy wax ci naal ko jëmale ko ci ñooñee dana egg ndax li ñu jot a dégg ci yenn yi nga xam ne daanaka ay kàddu yoo xam ne la yu xaw waroo ci ñenn ñu nga xam ne wala la ñuy yëkkati woon jëmale ko ci ay ndaw di lépp loo xam ne daanaka yooyu yëpp bëgg nañ ko waxtaanee tey ci seen émission lu ci xam ci 88 628 98 maanaam après le conseil présidentiel et après lan nañu war a mën a def est-ce que tamit li nga xam ne mooy yëkkati nañ ko wala sax jàpp nañ ni dinañ ko def loolee na ngeen jàpp ni nana war a motee est-ce que tamit li nga xam ne mooy lii ndaw yi teewoo ñoom wax nañ seen i bëgg-bëgg waaye nag est-ce que tamit danañ ko am ci fànn woowu ndaxte nag ci organiser ndaxte am nañu ne sax depuis longtemps nit ñoo ngi entreprendre waaye nag lii ñuy war a li ñu entreprendre loolee la ñu war a gën a dëggal wala maanaam ñoŋal ko mu gën a taxaw ngir rek loolee bañ a nax saay ñu bëri jàpp ni loolee tamit mooy entrepreneuriat bu durable ci 88 628 98 ñoo ngi doon jéem a jógoog sax yenn économistes ñu waxtaanee ci fànn woowee nan la ñu war a mën a taxawee ci ay statisticiens ak ay planificateurs ci lu jëm ci wàllu nu ñu war a mën a organiser loolu lépp pour rek mu mën a nekk daal njeexital gu mucc ayib jëmale ko ci ndaw yi nit ñi mën a am xëy mën a yor seen i bopp yor seen i famille kon nag loolee lépp mu doon loo xam ne daanaka daal bëggoon nañu ko waxtaanee ci 88 628 98 gannaaw ba ñu leen dégtalee publicité ba pare léegi nees kiis lay doon.
jërë ngeen jëf gannaaw nag bañ leen dégtalee publicité yi ak tamit gërëm bu baax suñu sponsor di pharmacie nationale d'approvisionnement ci gunge bu mu leen di gunge ci waxtaan yi leen di amal nag samedi ju ne kon ci waxtu wi ñu daal di jël ñi ci ligne bi ci 88 628 98 98 ñuy waxtaanee tey nag ci wàllu daanaka daal lii di xëyu ndaw yi ndaxte nag mu doon loo xam ni saa su ne ñu ngi ciy yëy di ci yàbbi waaye gannaaw nag li nga xam ne moo di conseil présidentiel bi. déglu ñëpp kon nag lu ca des mooy ñu baral mbir mi wala est-ce que loolee nga xam ne tamit yëkkati nañ ko gannaaw nag saa su ne ñu ci yëkkati wala yéey di ca yàbbi rek ba léegi daal gisaguñ cay saafara ñu xool fu muy mujjee asalaamaaleykum. waaw sant yàlla bu baax maa ngi ci jàmm. alhamdulilah taarikalla. waaw sa maire mu ngi nuyu maire Ndiaye. maire Ndiaye ñoo ngi koy nuyu lu bari. waaw man la Talla Adama Ndiaye Malick mbir na Farxa. waaw Malick bisimilah. waaw sëñ Moussa. naam. gis nga laa amoon jëm naa di barki démb. man mbirum politique laa ko jàppee. te li ma lay wax ne ñeenti yi may limal nii fee gouvernement bi defal ko gouvernement mënut a wutal kenn liggéey xam nga gouvernement nan la ma def Moussa. man ma dëkk mit na pax dëkk sa àll ba ñu fexe ba sécurité ma ba nga xamante ni su ma amee sama 100000. wala sama juróomi xar ñu mën maa sécurité fexe ba nga xamante ni sama xar su ma yeewoo fekk ko fa. waaw. mën a bay noor mën a bay nawet. état maanaam yëkkati xaalis du joxe loolu maanaam dafa nekk loo xamante ni maanaam lu gaara woo agression la. sécurité xam nga sax Moussa déedwaay. non xam nga moom la Moussa. allez-y waaw. Moussa góorgóorlu bi nga xamante ni fexe na ba am 1000 francs. fexe ba def ko 5000 francs. Moussa kooku boo ko sécurité mu dem yoonam. waaw. ku am 100000 francs fexe su ma góorgóorlu da nga koo laaj nag yow ba nga yoree xar mi 100000 ñaar nga ko jënde woon. muy la 50000 laa ko jënde woon. 1000 ñaar nga ko jaay nga mun la ñaar nga ko jaay ma jaay nag 250000. Moussa kooku boo ko yéene ak boo ko mayee sécurité Moussa. waaw bu déwénee mu mën a demal boppam. waaw mu bàyyi liggéey bi sax mais bu ñu yor tey da nga yor sa xar. soo tëddee boo naree bu def la gars yi ñëw rey sa bakkan yóbbu say xar. foo développement mën na fa am. d'accord kon daal sécurité investissement bi am na ci solo. Moussa wat naa si kitaabu laa ji nga mën a xam nga man sama dëkk saa yi am naa courant am naa ndox. ah Moussa. naam waaw. mais watal naa si yàlla nag su fekkoon man am naa sécurité man wallaay la nga si dootu sama tànk dootu ma ko teg Ndakaaru. dama dem si àll ba liggéey booy am élément yi nga gis ni yëpp lu leen indi si lu leen jëyee ko dëkk ba ñëw mooy ñàkk sécurité. ak maanaam mën nañoo bay noor mën nañoo ba bay new duñ ko jan loolu rek moo leen sonal. d'accord. bu fekkoon ne tey maam Kaolack tey am na usine boo xamante ne tey lu ay jinnee ndaw mën nañu fay liggéey. di ñëw ci Ndakaaru. d'accord maa nga dem Louga na ko noonu mais fii gouvernement da ngay yëkkati xaalis di leble Moussa. dañuy sonal seen bopp te dinaa woote waar ci wax naa ko dim Birame Ndiaye. waaw ma ne ko 1000 milliards yi ci jaaroon. da nga diggaat beneen coono loo xam ma gën a giraaw li sax mooy gën a giraaw 1000 milliards di Alaaji Moussa. waaw yéeme na de bëgguñu loolu moom. noonu leer naa lay wax Moussa il faut maanaam di nga nit ki da nga wax sa akulaay temps la. yàlla xam ne Moussa di nga mën tey su fekkoon àll ba am na sécurité Moussa. ma mën a yor samay xar nga xam ne leer na ma ne sama xar yi mën naa ko bàyyi su ma digg ëtt kenn du leen laal. waaw maanaam bu tëbës ko jotee yow damay ruye oto ñëw ba buntu Sud FM. ma ne ko kii Baye Mor Gueye jaay naa la biir nangam. Moussa jaay naa la biir nangam. Adama Niang jaay naa la biir nangam. il faut réew mi am sécurité fii yoon wi jaar ni Moussa. d'accord. dañuy sonal seen bopp mais da yàq seen xaalis mais duñ ci Sénégal du ci gis boppam. jërëjëf. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam wa rahmatulah kon ñu dégg nga moom lu mu jàpp ni moom daal na ñu sécuriser déjà investissement bi. waaw kon nag loolee la gis si 88 628 98 98 kooku di Malick Cissé jàpp ni daal li nga xam ne mooy initiative yooyu ñu gën ko pour gën ko mën a ñoŋal il faut que tamit ñu sécuriser leen seen investissement maanaam ci côté boobu moom jàpp ne loolu yëpp mooy gën a ñoŋal ku mën a bokk si waxtaan bi ci 88 628 98 98 ñu daal di koy déglu léegi sur seen rajo Sud FM. boo bañee ñaaw boo ñàkkee dese ngor. bu géej gi feesatee réewum Sénégal. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw ku baax ñu ngi lay nuyu. waaw na ngeen def. alhamdulilah. waaw man day damay xamul woon dama leen a dab nii rek dégg waa ji Marina Falka di wax. waaw ñu ngi. te dafa am thème wala samedi la. waaw dafa am thème ci émission la ci xam mooy waxtaanee rek ci gannaaw nag nit ñu bëri dañoo war a dañ doon yëkkati daal kàddu ndaw yi surtout di wax ñi amuñu xëy bu ñu nag déglu leen keroog ci conseil présidentiel. boo xam daanaka waaw moom daal affaire emploi daal li gën a wér. mooy ñi fi am ay entreprise yu mag. waaw
te ñu leen teg impôt ba yëpp di daanu. loolu moom mënut a ànd ak emploi di am. waaw mënut a am. léegi nit ki ñi fi nekkoon di am na ci ñoo xam ne amal nañ lu bon ay 50 personnes 60 personnes di leen fay. waaw amal nañu ñu employé lu mat 10 personnes. di jël ay journal yi. léegi da ngay dem ba waxuma la journal yi waaye mënatoo ñi nga fi nekkoon sax da nga leen mujj ni leen daal amatuma lu ma def. est-ce que loolu mënut a ànd ak avancement bi naan da ngay wut emploi. ñi usines yi sociétés yi tëj moo toj réew mi. waaw. te sociétés yi tëj moo bari te loolu moo toj réew mi. mais kon il faut que ñu relancer waat industrie maanaam xool si ñu leen di. du industrie doomu ak entreprise ñu recapitaliser ko mag yëpp rek. waaye tey impôt yi métti na. kenn attanu ko. oui. impôt yi métti na kenn attanu ko su ko defee day mel te lu dañuy xëy di la teg impôt yoo xam loo xam fu muy jóge. mais na nga jàpp ni maanaam. duñ la jàppale ci dara. mais da nga jàpp ni kon maanaam nguur gi dafa war a wàññi tuuti ci impôt bi nga xam ni moom lay. dundee moom lay dundee baax na moom la ñuy dundee mais nag nit ki boo ko tegee impôt mënatu la demee tamit. day fermer rek. d'accord loolu amul njëriñ. d'accord kon xam naa statisticiens yi war nañoo liggéey ci fànn woowu xool bu nekkee nag li ñuy teggi mën nañ ko recruter en contrepartie. waaw patron groupe de presse yi itam. ñi nga xam ni ñu ngi lu nekk ñu ngi koy wax di wax ñu ngi def lii ñu ngi def laa. te di ameel entreprise yi di amee leen ay 6,8 millions daanaka 7 millions manque tuuti nanguwoo leen a fay. waaw di wër di maye ay 10 millions yooyu tamit jëmul fenn. waaw jëmul fenn patron de presse yoo xam ni dañuy taxaw loolu ñu koy def. d'accord ba pare di ameel entreprise yu ndaw yoo xam ni yu ndaw la. nga amee leen nanguwoo leen a fay. waaw lu man ñetti at te di wër di maye 10 millions loolu ba tey kenn xamul lu mu doon. d'accord waaw dañoo war a fay d'accord. waaw baax na d'accord jërëjëf sëñ bi tur bi mën nga ñu ko fàttali wala. tur bi moom dañ koy leb rek. d'accord waaw daa leen di leb tur waay. waaw baax na. jërëjëf ku baax waaw kon nag baax na nit ki tamit buy dem bay wax rek na assumer lu muy wax ndaxte am na ci solo trop ci ñu xam ko waaw da ciy baax waaye nag nam bu nekk tamit ci droit am la mu leb tur bi. ñu jël kenn peut-être wala ñu xool li nga xam ne nag moo di situation mbas mi kon nag jërë ngeen jëf gannaaw bañ leen dégtalee lii di situation mbas mi ci kër docteur ñu daal di kon ni jël mbokk bi ci ligne bi asalaamaaleykum ñu ngi. waaleykum salaam. ku baax ñu ngi lay nuyu yaa nekkoon ci ligne bi léegi. Imam Moussa. waaw ñu ngi ziar Malick Sall. waaw ñu ngi ziar bu baax a baax ñu ngi lay dellu ziar taarika alhamdulilah. waaw man la El Hadj Malick Sall. El Hadj Malick Sall ci yoon wu bon wi. d'accord. comme maa ngi fii ci Thiamène ci yoon wu bon wi. waaw d'accord naka sëñ Cheikh Ibrahima Diop sama waaja. Ibrahima Diop. Ibrahima Diop ban. bu Italie waaw. Ibrahima Diop. waaw incha allah rabbi waaw sa benn wëlëre la waaw mu ngi naan ma sa waay la. nuyu naa ko bu baax a baax d'accord mu ngi lay waaw da lay déglu lu bari. nuyu naa ko bu baax a baax. dëgg la. Imaam. naam. Imaam man de am na laaj bu ma la njëkk a laaj yow ci sa bopp ndax danga ma ci moom tontu ban noo dem. déet waay man. kay may laajte de. waaw yaay laajte waaye bii moom dañ koo bokkoon. waaw. te yaa ko fi tegoon te ba léegi déggataguma ci dara te newoon naa la man. waaw. yaakaaruma ko. muy ban. mooy dañu waxoon fii ne doomu Sénégal yi ci bitim réew. décembre. waaw jàpp samedi dinañu xam ñaata lañu. waaw. lu ma la ca waxoon. waaw ba léegi de amaguñ ca dara ba léegi. xëy na dañ koo déggagul waaye xëy na sotti na. waaw mën na nekk waaw mais daal. xëy na fii semaine bii di ñëw ñu xam ci dara kon. d'accord du ñàkk bu soobee yàlla. waaw nañ ko xaar. Moussa. gis nga liggéey ci Sénégal. ak ni ñuy doxe mënul nekk ci seen yi. déet waay. maa la wax ne mënul nekk. te bu nëgëni si déwénee. danañu ci waxaat comme ni ñu laaja loolu ñu waxoon ba jàmpal ko ne dinañu ko xam samedi. buñ demee ba nëgëni si déwén moom bii moom dana leen may at. waaw. buñ demee ba avril jeex déwén. danañu xool yàlla na nu fi yàlla bàyyi nag ba booba nu fekke waaw ñu saytu xool la ñuy wax. waaye gis nga Moussa nun sénégalais. nun laa wax. waaw nun sénégalais. dana am jikko boo xam ne bii man daf maa jaaxal. bi jëkk mooy maye daf noo gënal fay bor. waaw. da ngay gis ku yor dara amul dara daanaka amul dara li mu am néewu bari mu dem jëndi ko mbubb sol ko la ca des mu maye ko di waaxu nag te
te duñ te léegi la Sénégalais yu njëkk yi mag ñi nangu woon sax nun nangootuñ ko ndax nangootunoo ñàkk. léegi Sénégalais yi nangootuñoo liggéey. oui. da fépp nag. gis nga tey boo demee Italie. xam nga dafa am loo xam ne soo ko waxee ñu ne yaa ngi yàq secret sénégalais loolu nit war sa wax lii nit war sa wax waaye gis nga lépp loo ci dégg. ñàkk a wax dëgg. moo tax duñ ko nangoo wax. ba mu màgg ba ne léegi gis nga sénégalais yi bu njëkk bi ñuy doog a dem bi ñu nekkee Italie at yi ci gannaaw maanaam fukki at ci gannaaw rek jàpp fukki at ak juróom ci gannaaw. benn dëkk bu ñu nekk wala benn gox bu ñu féete ku fay usine bu fay wut liggéey fooy wut liggéey. dem ñu laaj la nga ne sénégalais laa kii di beneen xeet kii di beneen xeet. bala ñoo jël kenn jël sénégalais ba. lu tax loolu. dañu nangu woon a liggéey. ñooñu dañu nangu woon liggéey. tey nag boo demee di sénégalais bu ñu laajee nga ne nangam laa nangam sénégalais laa ñaan la rek baax na. bàyyi fa sa numéro téléphone. nga bàyyi fa sa numéro téléphone boo génnee ñu boo xam ko sànni ca mbalit ma. est-ce que. sànni ci yow. wallaay. problème la. nangootuñu beneen bi des waa ji wax na ko sànq. entreprise yi. kenn toppatoowul leen. toppatoowuñu dara da nga yor sa entreprise ba pare. yow ñi lay liggéeyal doo leen fay ba pare di maye. yow lañ tudde nangam man dama xamul Sénégal li ñu leen di tudde ñu di ci yóbbu xaalis. di ñuy dépassé ñun te ñun man ci laa bokk ñëpp ci lañ bokk mën naa ne. suñ ci ko la loolu man laa xamul kañ lay dañ ci Sénégal. maanaam xeetu yàq la wala. Moussa. Moussa yow tam. fi mu ne ab ministère. wala te tudd ndax ñoom ñoo yor suñu alal. ab ministère wala benn député wala nangam. suñ ko tuddee ne yow lañ tuddee làmb ji wala yow lañ tuddee sabar gi wala nangam bi yow lañ ko tuddee. léegi Moussa kooku indi 10 millions fan la jëlee 10 millions yi Moussa. mën na nekk salaire am de wala. Moussa déedéet nag Moussa itam bu dugg foofu. nan wax rek li nga xam ne mooy jàllale suñu réew mii. dëgg la Moussa 10 millions mënoo di ko maye. te am salaire u 2 millions wala 1 million. salaire u 1 million 2 millions nga tabax kër goo xam ne gi moyen de 1 milliard la. ba pare ngay maye ay yu kenn xamul jënd ay oto. Moussa foo ko jëlee ñeneen ñi ana lu ñuy am. gis nga Moussa problème bi fañ ko war a régler wuñ ko fa. ñi sax bañ ba jàngar. waaw. ñi ci des jaal loolu la ñu war a lijjanti ba pare. d'accord. ñi sax bañ ba jàngar daal moom war nañoo xool seeni mbir nan la demee Moussa salaire ak milliard. lan lañ la war a fay par at par weer. salaire bu am ay borom salaire bu am ay milliards. mais Moussa dëgg nag Sénégal dong la am. député yi ami oto maire yi ami oto. brigade yi amuñu oto. police amul oto. loolu ku ko mos a gis. mais kon xanaa Italie ya ma ne de maire dëkk ya ma jot dëkk ci Italie. maire ya fa nekk maire bu ci ne yaa amal sa. benn kenn du la joxub oto. waaw mais moom oto bi nga am yaa ko am te bis bu set da nga xëy liggéey. bon nee na changé na mbiru carburant bi léegi gars yi ñooy jënd seen bopp carburant yooyu waaw. rationalisé waaw dama ne la yaay jënd sa carburant yaay tey di liggéey. te benn dërëm mënoo koo jëlee ca maire ba di ko fa yóbbu feneen. ak feneen. dañ lay contrôler. dëgg la dañ lay xam bi nga xam fi ngay yem. te ca dëkk ba ngay dëkk pour doon maire ba. waaye yow xam nga fii Sénégal xam nga moo wax la leen. dañu xëyoon fi yeewu suba teel rek ñu xëy ne Aïda Mbodj damay tudd turam. ñu xëy ne Aïda Mbodj dafa yor ñaari ndombay tànk. yaa ngi koy fàttaliku. waaw. yaa ngi koy fàttaliku. waaw. xaw ma maire la yor xaw ma ak lan ñu xëy attaqué fi Aïda Mbodj mel ne addina bi day bëgg a wàcc. ba ñu xëy foqar ci loolu. waaw lan moo tax nag léegi nit mën a nekk ministre nekk maire. nekk député nekk maire. pour lan loolu. yor ñaari salaire di ko fay. mais kon loolu la war a njëkk a régler parce que. mu ngi wax doublon maanaam li nga xam moo di cumul de fonction yooyu xaalis la boo xam ne mën nañ ko récupérer pour mën ci jox ndaw yi. mais Moussa. tey man Malick Sall su ma nekkee député ba pare nekk maire man damaa dàq jàng waa Thiamène. lan moo tax ma dàq jàng. nu may def ma dàq jàng waa Thiamène. léegi man su fekkee teg nañu député. ma bëgg a doon député naa maire bi keneen yor ko. d'accord waaw. dirigé ko di fay weer bu xëyee moom xëy ci maire bi. bu gonte ci maire bi. mais man maay lare maire bi boole ko député assemblée wala du ma dem assemblée du ma dem maire yi fu ma neex dem. jërëjëf di waaxu di bu weer dee ma jël xaalis bi récupérer ko di somp di maye xam nga jiir may la. dëgg la waaw jiir may la wala tam ni jiir may la bàyyi ci ndab li ngeen bokk moo ko gën. wallaay dëgg la jiir may la bàyyi ci ndab li ngeen bokk ko gën.
na am salaire bee kee am salaire bee keneen am lee keneen am lee. te salaire yi ci Sénégal ay 5 millions ñi ci des am 25 000 wala duñ ko sax far am salaire boobu. loolu lañu war a njëkk a wax. d'accord Macky Sall na wax ci loolu. Sénégal du réew moo xam ne nit ñi dañu war a am 5 millions. dëgg la parce que moins de 5 millions mën ngaa dund ba weer wi jeex. dëgg la jërëjëf jërëjëf. ñuy am ay 15 millions ki 20 millions nga wax ñu naan damay kooku lii la lan la. d'accord gis nga bërki démb. dama lay wax benn affaire bërki démb. dama xëy Louga. Louga région la. waaw. Linguère ci la bokk. ma xëy di wuti benn affaire xëy dem daw ba àgg fa fii Thiamène jóge Thiamène daw ba àgg Louga. fa ma dem benn nit mooy liggéey boobu ci région bépp bu fa nekkul dara du fa da ko ñëw da ngay wàññeeku. yéeme na ma xëy ñëw fa toog fa 1 heure du temps. laajte toog di ko xaar ba yàgg ñu ne ma daal dafa génnoon ñëwaatagul da ngay dem ba mu ñëw. léegi kooku ñun ñu wàññi ko waat di demaat ñii jëm Buudi ñii jëm Kër Masaar ñii jëm ñu tasaaroo waat. très bien léegi lu mu yàq. perte temps waaw c'est vrai jërëjëf waa kay am na solo jërëjëf sëñ Alaaji Malick Sall lu mu wax waa kon ci dégg nga ci loolee mu wax ni nag rationaliser li nga xam ni mooy li fi ne ndaxte cumul de fonctions yi xaalis bu mën na dem feneen ak yeneen asalaamaaleykum. maaleykum salaam. ku baax ñu ngi lay nuyu. maa ngi ziar Moussa na nga def. sant yàlla alhamdulilah. baa yaa ngi si jàmm. alhamdulilah. man la Ibra Gueye. Ibra Gueye ñoo ngi lay ziar. monsieur le maire waaw mouvement yoon Teranga. di chef d'entreprise aussi. d'accord oui. waaw Moussa man damay ñëw ci sa thème tey bi parce que dafa am solo. ndax fan yii yëpp comme ni nga ko waxee coow li bari na. oui. di wax ci emploi. formation. waaw. lan la ñuy financer les jeunes ak yooyu yëpp. mais man ma am loo xamante ni dama ko cee déggul. muy lan. muy activité. activité bu ñu war a waaw. waaw. ñi ngi wax financement ñi ngi wax formation. mais ban activité. waaw. c'est important parce que. mais ñu ngi doon wax ci wàllu mbay meek ak yooyu mbay meek. waaw foofu laa jëm. xam nga mbay mi d'accord. bu ma duggee ci mbay mi mais Moussa ñaata nit ñoo fiy bay di ko tuur ci tali bi. waaw. mën nañu koo jaay. jamono ji rek moo dal ñu bari ci zone des Niayes bi. exactement. léegi léegi li ñu fi jot a nekk nga xamante ni ñu ngi bay. mën nañu jaay bu ñu jëlaatee tegaat ñeneen ñu defaat yeneen production yu ëpp yooyu. toute une solution kon mu gën a nekk catastrophe. absolument. kon ki ñu financé mu dem bay mënu koo jaay xaalis boobu yàqu. mu ngiroowaat. waaw. xam nga man xalaat bi ma am. mooy lan. mooy. tey jii boo formé nit taxul nga jox ko xaalis mu réussir ci. Moussa dañu am loo xamante ni ci Sénégal bu ma neexee ma ne Afrique. benn dëkk amu ko fi. muy lan. mooy ay métiers. waaw les métiers. ñun dañu am lu mën a régler suñuy problème muy ay métiers. te métiers yooyu nekk fi. métiers yooyu bu leen état dooleeloon ba ñu gis ci artisanat des milliardaires des millionnaires te ci seen métier lañ ko amee. xale yi dañuy ñeme dem ci métier yooyu. oui absolument. dañuy ñeme dem ci métier yooyu. parce que dañuy xam ne métier yi buñ ci demee dañuy réussir seen dund dañuy réussir seen vie. bu ñu li nit ñi di liggéey di ko am mu kër gu rafet oto bu rafet. wala vie dund bu dal. dañ ciy sawar dañuy dem parce que loolu rek la ñuy wut muy teraanga. oui. ndax kuy liggéey teraanga nga bëgg. le secteur artisanat am plus de 120 corps de métier. oui. waaye ngal na ko état dooleel. oui. mais damaa wax ni secteur. mais est-ce que commencé wu ko parce que ak département ngeen doon laaj déjà am na benn département. il faut ñu defal ñu sunu réforme yi. waaw. bu ñu ko defalee ba pare. ñu tegal ñu fi benn banque des artisans. oui. wax naa ko keroog ci benn forum bu ñu doon organiser comme li nga wax forum yi ku nekk di organiser. gauche droite. man gisuma ne loolu. mooy régler solution bi boo ci xoolee yëpp ci suuf ay politique la. benn nit mooy ñëw rek pour bëgg a gis pour bëgg a génn wala bëgg a feeñ. wala yooyu waxaar ma créé benn forum. pour état bàyyi ma xel. man c'est que dañu war a romb réew mi dañu war a romb foofu. ñoom am nañu solution bi quoi dañu war a dem ci lu pragmatique. waaw lu pragmatique waaw. ñu dem ci lu pragmatique. cela veut dire que wax ji lan la. luy xale di wax na bar. na bar waaw kañ. comme na ko bind président signé barki démb. waaw léegi man li ma xalaat mooy.
Sénégal am na problème mu emploi lu ko régler mi ngi fi. ndax Moussa. tey jii boo xoolee tey jii sous région yi pays yi fa nekk yëpp métiers yi fa seeni doom di jàng sénégalais yi ñoo leen ko jàngal. oui absolument. bijouterie maçon yëpp. ñoom dañu amoon jeunesse boo xam ne ni boo liggéeyu bureau rek pour ñoom amoo looy def. absolument. sénégalais yi ñoo fa introduire métiers yi ci yeneen dëkk yi. mais doguma la sax doguma la am na war na mot weer nii am na benn waay bu nekk artisan boo xam ni daanaka dafa jàng ji design en Italie moom ci cuir bi la yëngatu mais gis nga yooyu. déglu naa ko waaw déglu naa ko dugg na sa émission mais yooyu ay nitul ñoo xam ne dañ leen war a jàppale ñu tàggat ndaw ñi ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu labelliser les produits bën ko exporter yooyu yëpp ay buntu la yoo xam ni artisanat bi mën na régler une grande partie problème parce que école de formation professionnelle yi. oui. d'accord baax na de du ma ne baaxul mais foofu théorie rek nga fay def doo fa pratiquer. waaw. te gis nga formation. pratique bi mooy base bi. mooy affaire bi mais du da nga koy jàng boo ko pratiquer wul. doo ci mën a am réussite. léegi nag école de formation yooyu. président wax na ne 45 départements yëpp bëgg na mu am fa. waaw. mais tey jii man fi ñu waroon xalaatee mooy 45 départements yi nañ fexe fu ne am ay fabrique. waaw. absolument. le secteur artisanal ñu jéem xool corps de métier yi nga xam ne mën nañu ko industrialiser. ñu industrialiser ko nga xam ne ni dina gën a mën a jël emploi. oui. absolument ba pare ñu tegal ñu benn banque des artisans comme ni ñu fi defee banque agricole. banque beneen secteur ñu defal ñu banque des artisans. ndax ñun banque professionnelle yi ñun mënuñu cee liggéey. oui. ñun ñëpp la daaneel. oui. d'accord. dañ lay laaj garantie. yaa ngi dégg. boo ko amul mënuñu la lebal. buñ la lebalee taux yi. bari na bari goo xamante ni ñoom rek ngay liggéeyal. loolu nag moom kenn du ci gis. problème yooyu moom moo bloqué entreprise yi fi nekk yëpp. absolument. ku nekk da nga am sa ngor toog suruq rek di kii mais entreprise yëpp ñoo am problème. oui. parce que mode de financement yi. li nga xamante ni noonu lañ koy joxee sénégalais yi. non baaxul. très bien. ay problème après la ñuy mujj indil. jërëjëf. léegi nag dañu tegal banque des artisans. keroog wax naa ko ma ne leen DER du pour artisans yi. oui. limite d'âge la. DER du pour artisans yi. man mii mënuma cee am. waaw. bari naa ci morom. nañu tegal banque des artisans. waaw ñu defal ñu ko taux boo xamante ni bu suufee. xamul tax banque des artisans bi am problème. ba am solo. tey jël mobilier national. menuisier yi. marché yooyu noonu mënuñu see postuler. waaw. ndax amuñu moyen. ay VIP ñooy dem jël ko sous-traité ko affaire yooyu. oui ñooñu ñoo ci bénéficié wu. marché bi noonu lay demee kon. mais nu muy demee neneen léegi nag tey ji bu ñu amoon fii banque des artisans. tey ji menuisier bi. mën na ñëw banque bi accompagner ko. mais kon appel d'offre yi dafa war a leer maanaam ñu si ñooñee nga xam ni même ñu gis benn koo xam ni moo ngi dëkk ca ginnaaw raay ñëw ne moom entreprise la bu nekk ginnaaw raay sax war a mën a dem peinture les grilles du palais loolu tamit day wane ni vraiment y a une transparence exactement léegi nag loolu nag pour ñu mën ci accompagner artisans yi bu banque boobu amoon tey ji menuisier bi bu ñëwee ñu jox ko benn marché bu 50 millions oui dana mën a dem ci banque bi soutenir ko oui mu dem def marché bi bu ko defee ba pare gis nga bu ñuy fay du ñu fay menuisier bi ci comptam la ñuy versé waat xaalis bi banque bi jëlaat xaalisam moom mu jël bénéfice am. jërëjëf monsieur le maire. si xalaat yi ñoo ngi lay gërëm sant si intervention bi kon ci proposition yi moom loolu la jàpp ni noonu mën nañ ko defee dina yëkkati mbir yi bu baax a baax ci surtout nag li nga xam ne moo di existant bi nan lañ ko war a gën a pérenniser waaw ndaxte nag am na existant bu fi nekk. maaleykum salaam. El Hadj Moussa. naam. Diop na nga def. waaw Diop na nga def bisimilah alhamdulilah taarika la. di la nuyu di nuyu waa Sénégal yëpp. ñu ngi lay fay. di nuyu mon frère Malick Sall moomu. intervention am na solo quoi. Malick Alaaji Malick. xam nga ñun ñi nekk à l'étranger boo gisee ñuy sonn. li ñu gis fii organisation bi ñu gis fii réew mu tegu ci yoon. waaw. waaw lépp di dox normal. te ñun nag jéemuñu ko foofu xam nga ñun. dañuy gis yoon yi bëgg koo teggi am suñu objectif personnel di ko doxal. loolu mooy suñu problème. mais ku bëgg a liggéey sa réew teg ko ci yoon di nga ko liggéey mais boo bëggee layam nag ak a tappale mais doo réew mu tegu ci yoon. pour ñëw ci l'emploi des jeunes li xewoon. xam nga président woote na fële mais loolu politique bi moo fa gën a ëpp. parce que est-ce que ñoom ñu ma woo foofu est-ce que mooy jeunes yi nga xam ne ñoo def téeméer yi.
déedéet. man dama yaakaar ne dafa féniti. waaw parce que problème global la. waay. du mbiru emploi des jeunes rek. waay. mais dafa féniti jël ci emploi des jeunes. yaakaar ne loolu mooy problème bi ëpp na loolu. y a l'emploi des jeunes. y a problème de la famille. problème mu retraité yi. ku feebar doo faju. infrastructure de santé yi. mais Sénégal yaramu màgget la foo laal day feebar. mais Moussa retraité yi nga xamante ne saa waay ñu ngi ci kër yi yoratuñu dara lañ doon liggéey daanaka amatuñ ko seen doom yaa ngi ci kër yi fees liggéeyuñu. mais ñooñu ñu ngi ci problème yu sérieux. retraité yi ñu ngi ci problème yu sérieux. moo tax bëgg naa ku mel ni Vieux Diagne boobu ne Saint-Louis. di faral di woote mu dugg ci quoi. parce que ñoom dañoo am ay retraité dañoo am ay problème li retraité la. ñu ngi ci problème yu sérieux bu ñu jékki-jékki di def politique politicienne bëgg a rëcc ci affaire bi naan c'est l'emploi des jeunes di def ay folklore yooyu ça ne règle pas le problème. yow la nga jàpp ni mooy régler le problème. bañ ko delee def ba léegi Moussa. réglé wul dara. ay DER ngi fi. ay fonds JIP. ay fonds 6. mais yooyu nañu ko audité ba xam lan ban emploi lañ créé. pourquoi ñoom mënuñoo def ay reportage jeunes journalistes yéen nga fa ngeen ne kat projet yooyu ñu tegoon yëpp ay DER ak ay Prodac ak yooyu yëpp ñu war a nit ñi ne emploi yi la créé c'est des milliards yoo xamante ne c'est l'argent du contribuable sénégalais. war nañu wax Sénégalais fan la xaalis boobu dugg parce que Sénégal yi gisuñu ci benn résultat boobaa ak léegi. waaw parce que am na ba léegi ñuy demander mooy li nga xam ni mooy li ñu jot a def nañ ko leeralal d'abord askan wi balaa ñoo song ci leneen. ndax voilà justement. parce que man déglu naa benn émission Pape Malick Ndour. moo yore Prodac. mais biñ ko waxee ñaati dag moo fi nekk dag bu nekk sàngal kam xaw ma mbaam bi doon lay wax mais bañ ko ne ñaati emploi moo fa ne. mais il n'est pas capable de nous dire combien d'emploi moo fa ne. kon tappaleeg layam yi nañ ko bàyyi xaalis Sénégal nañ ko audité képp koo xam ne dugal nga sunu alal. ñu topp la mais mënuñ jël ay milliards di ko dugal ci ay projet di ko dugal ci ay structure yoo xamante te du jur dara. mais jàpp nga ni audité bu ëllëg ñu sooy ñu jékki-jékki na dañuy gënaat 400 nangam milliards. mais Diop ndaxte nee nañ dañuy changer approche mooy territorialisation financement bi maanaam li nga xam ne moo di approche de proximité bu ñuy def maanaam mbir mi ñu koy jegeel askan wi ñu gën a mën a ko saytoog yooyu est-ce que jàpp nga ni loolu tamit dina régler le problème parce que jamono jee. daanaka mairie yi collectivité territoriale yi sax ñu ngi doon sàkku pour ñu jox leen. loolu Moussa loolu du régler gis nga loolu du régler rek xaalis bi day seeyaat rek. gis nga ñoom ñi génn ñëpp ku ne di manifesté wu. bi coow li amee ñoom ñëpp dañoo seey. waaw bi ñu tuddeem xaalis bi ñëpp a génnaat ku nekk di signalé wu. waaw yéeme na de. gis nga xaalis bi. Moussa. day seeyaat rek gis nga bu ñu bëggee créer emploi. dafa am ay domaines yoo xam ne mooy créer emploi. nous sommes am nañu ay moyens yoo xamante ne buñ ci investir dina créer emploi. formation des jeunes ba pare suuf saa ngi fi. mais ñu ngi jël suuf si di ko jox ay étranger 890 000 hectares ñu ngi ko jox ay étranger ay 16 pays étranger lañ ko jox. mais kan nan nga bëgg a créer emploi ba pare di xam ne agriculture li mu mën a absorber rek kenn xamul nu mu toll nga jël suuf di ko jox étranger. xam nga loolu da ngay nax sa bopp xam nga kuy jaaxaan di tuur ndox sa bopp rek ngay tuur ndox. naka nga mën a bëgg créer emploi jël sa géej dem jaay ko ba suñu nappkat yi dem di jël géej gi di dee ci di braver mer bi di dee. 400 et quelques personnes ñoo dee ci géej gi sans compter ñi nga xamante ne ñoo nekk dans le désert kenn xamul lu mu toll. nga dem Maroc Sénégal yaa ngi dafa gàdd fees fa del bëgg a jàll pour dugg Espagne. dañoo échec totalement parce que am réew bu ñu la ko joxee da ngay jéem a liggéey. bàyyi politique politicienne. d'accord ku deful 9 ans nga nekk fii waxuloo ci affaire yu jeune. 9 ans doxuloo réglé woo problème am ba mu dese le 3 ans nga ne da nga koy réglé problème am nga doo réglé dara te cheminé na ak Ablaye Wade pendant 8 ans. kon li xew ci Sénégal xam na ko mais volonté politique la da leen a soxalul. d'accord gis nga ku bëgg a créer emploi institution budgétaire yi nga xamante ne amulul Sénégalais benn njëriñ da nga koy tas. ay conseil des collectivités nga xam ne ay nit nga fa teg yoo xamante ne ay politiciens ne amulul Sénégal benn njëriñ. boo bëggee emploi da nga koy tas mais boo ko tasee mbaa doo créé waat yeneen ay chômeurs boo ko tasee voilà. mais ñooñu presque c'est des retraités ñoo xam ne def nañ seen temps ba pare ñoom ñoo fa nekk ñoo fa fees c'est pas des jeunes. l'idée c'est ñoo xam ne def nañ seen temps ba pare lañu fa casé am na ñoo xam ne retraité nañ bu yàgg. ñu jëlaat leen di leen jox ay faveurs yooyu. est-ce que bañoon pendant ce temps xale yaa nga ni amuñu liggéey. bañoon ko créé moo gënoon wala.
ba doon ko créé moo gën def ko ci Sénégal yi Sénégal gis seen bopp. d'accord et puis ce discours de menace là muy def na ko bàyyi na bàyyi menace yi. y a pas de souci d'accord. ak discours xel boobu na ko bàyyi. d'accord. parce que fii force de l'ordre ils sont pas là pour mater les Sénégalais. d'accord ils sont là pour beneen domaine la Diop dañu si wax beneen domaine. waaw loolu lépp ci discours bi la de. lépp ci discours bi la. d'accord mais on parle spécifiquement de notre liggéey. ku bëgg a liggéey doo jël suñu suuf di ko jox ay étrangers. absolument oui. et puis exonération yi ñuy def noonu di ko bàyyee étranger ñu jël suñu alal di ko yóbbu. loolu nañ ko baax. parce que dégg naa ku ñuy exonération yëpp dañuy jëlaat ñeneen ñi jëlaat xaalis bi di ko jox fondation Servir le Sénégal gis nga politique politicienne ak tàppale Moussa yorul réew. waaw ça c'est sûr. ku bëgg a liggéey sa réew da nga koy teg ci yoon. oui absolument suuf saa ngi fi mbay maa ngi fi. sàmm gaa ngi fi. li mu mën a générer ci emploi kenn xamul nu mu toll. absolument mën nañu fixer population yi dafa leen ay infrastructure ba kenn dootu jógee ci àll bi naa da nga ñëw Dakar. absolument oui ça c'est. àll bi dafa amul dara moo tax ñëpp daw uti Dakar. dëgg la volonté politique la nag. mais ay génne 450 000 dans sans emploi des jeunes. gis nga ñii kerewul ñu dara. d'accord am na lu ñu programmé ci loolu dynamique boobu la ñu nekk di def di menacer nit ñi yooyu nag gis nga. jërëjëf le peuple est souverain. d'accord ces forces restent au peuple. d'accord c'est important merci jërëjëf ku baax kon nag ñu mën a jël keneen ci ligne bi asalaamaaleykum allo. waaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam. waaw maa ngi lay nuyu El Hadj Moussa. waaw sëñ Demba ñoo ngi lay fay. man la waaw. Demba waaw xam nañu baat bi. di rafetlu émission bi comme d'habitude. jërëjëf jërëjëf. thème bi ñu wax tey nag thème d'actualité la. maanaam moo nekk ci plateau. doo wàññi rajo bu nekk sa wet noonu mu ngi aw tuuti. waaw. léegi man sama intervention tey. waaw. dama bëggoon a indi quelques éclairages. waaw. parce que man dégg naa gars yi di wax mais dafa mel ni. dañuy utiliser ay concepts. waaw. mais maanaam tax ko leer trop seen bopp. waaw concept yi comme maanaam. bu ñu nee employabilité bu ñu ko utiliser. mooy bu njëkk ba xale dañ ko doon jàngal métier rek ñu génn dem. mais employabilité dafa dugg ñu ne. ki ñuy jàngal. waaw. dañ koy jàngal pour mu mun mbir mi mu am technique mu am xarala bi mun a def bu dee menuisier la mu mun lépp lu ñuy def ci menuiserie mu def ko. waaye ginnaaw loolu dañ koy boole aussi yaraale ko ci jikko. mu xam. lan mooy wax dëgg lan mooy professionnalisme lan mooy taxawaay. beneen bi aussi ñu préparer ko moom. mu am autonomie maanaam bu génnee. waaw. du toog di wax ne damay xaar ku mu utal liggéey. waaye moom dina mun a lijjanti liggéey soit mu mun a dem di taxaw war ne man nii mun naa liggéey. wala mu créer entreprise am. loolu la moo employabilité bi. waaw. beneen bi damay dégg ñuy wax éducation formation emploi éducation formation emploi. waaw problème la de. Sénégal dépassé na foofu. éducation formation emploi mooy. formation yi ñuy joxe. waaw. day méngoog soxla ñi leen bëgg a jariñoo wala ci li ñu bëgg a jariñoo ci li ñu bëgg a yëngu. te loolu réglé nañ ko ak réforme bi ba nga xam ne léegi amatul benn programme bu bees bi nga xam ne. ñu ngi koy tabax di ko móol di ci xalaat te fekk ñu koy liggéey bu njëkk ba ay enseignant rek ñooy tëdd di bind. léegi enseignant bi kiy jàngale métier bi. waaw du bind. day toog mu déglu ñi ci liggéey. li ñuy wax. ci liggéey façon liggéey boobu nekk ci am ci expérience dañ koy laaj yan jafe-jafe la am. waaw. ak lan la bëggoon a xam. ñu woo ki nga xam ne moo ko supérieur li ñuy wax N+1. ñu xam ne moo koy wax liggéeyal ma lii. mu ne lu muy xaar ci kooku. waaw. ñu woowaat encore ki nga xam ne mooy ki nga xam ne dafa yore entreprise nekk ci jamono jooju bi lan la soxla ci ay ñi liggéey ñi koy liggéeyal. ci base boobu la ñuy tabaxee programme yi léegi. dëgg la mooy APC bi. loolu dépassé nañ ko. waay. donc li ma bëgg a génnee. waaw. mooy aussi Sénégal problème mu place su liggéey ak yooyu dépassé nañu loolu parce que secteur yi ñuy wax yëpp yu mun a luy mise d'emploi. ci nga xam ne buñ fa investir emploi créé wu. waaw.
loolu am na fépp. mu ngi fi. mu ngi fi. beneen bi mooy développé nañ fi ay stratégie yi nga xam ne dañ ko toppatul. mooy la ñuy wax genre agité bi comment faire pour les grands travaux. mais histoire nag fee nekk pays yi nga xam ne ba ñu jógee ci crise amul sax jóge ci crise à l'heure actuelle. États-Unis Joe Biden lu mu wax. day def gandi investissement sur les grands travaux yi transformé loolu créer emploi. waaye nag ci entreprise u Sénégal. waaw donc dëgg-dëgg. beneen bi mooy dafa am ay entreprises yu fi nekk. wala boog yu fi nekkoon. te di def yi nga xam ne ñun dañ koo soxla. waaw tëj nañu. am ñu ci am difficulté ba wàññi seen liggéey. mais bu ñu defee ci ñoom léegi investissement ñooñu jël léegi liggéey amul xalaat. waaw dina régler problème bu bari. daal loolu laa bëggoon dëgg la jërëjëf. première contribution. waaw jërëjëf suñu Demba. vraiment bu ñu utiliser termes yi ñu xam ne. waaw problème waaw am na solo parce que nit ñi dañ koy bëri di jëfandikoo te nit ñi leer seen bopp da ngay dégg ku ñëw rek discours boo dégg ci employabilité adéquation emploi formation. réglé na problème. waaw mais est-ce que yooyu ñuy wax yooyu yëpp tamit ça colle ak li réalité bi fi nekk wala ñoo ngi koy jëfeeg yooyu yëpp. waaw xam nga ñu ngi koy jëfee. waaye jëfe bi moo li ñuy mën a wax ne. volonté politique. dañ koy jëfe amul continuité. waaw. bañ a guddal moo tax mais man dama lay wax mën naa la wax lenn. waaw comme dama dundee naa ci. xalaat nañu changer réforme centre de formation yi loolu mi ngi dem. waaw. ñu toog. jël apprentissage. jàng métier bi. dugal ci loolu ma doon wax ci employabilité parce que ba ñu duggee ci apprentissage dañoo commencé xoolaat métier bi. xool gëstu lan moo yokku maanaam xaral nit ki maanaam professionnalisme. oui. dugal ci nag jàngal ko tuuti ay jumtukaay ci weeru gestion. parce que dañuy xam ne ci génn ci apprenti day créer ji atelier. d'accord déjà kooku entrepreneur bu ñu préparé la. waaw sëñ Demba xam naa du ñàkk yow ci njeexteel bi ñu gën a séq benn waxtaan ak nag loolu am na solo ci réforme centre de formation yi ñun li nga xam ne bëgg nañ ko naal est-ce que loolu tamit dina régler problématique beeg yooyu yëpp incha allah comme ka nga gën ñu see gën a leer parce que yow gisoon nañ ni bokkoon nga si ñu doon saytu loolu ci département yu bëri te ñu toppoon la suivre la ci loolu. waaw jërëjëf Demba Ba ñu ngi lay gërëm sant kon ñu jël ñeneen ci ligne bi le temps fii ak fin émission bi moom tamit muy di ci leeral tuuti bu baax a baax ci loolu bañ leen digtalee lii ba pare. émission bi di loo ci xam pharmacie nationale d'approvisionnement moo leen koy may pharmacie nationale d'approvisionnement di PNA di leen taxawu ci ay garab ci générique muy garab yi nga xam ne garab yu baax la yomb te wóor te ngeen soxla ko fépp fu ngeen nekk te mu jëm ci ñëpp ñu xamal leen ne PNA mu ngi ci région yi nekk ci Sénégal yépp. PNA di pharmacie nationale d'approvisionnement ñoo leen di may seen émission loo ci xam ak El Hadji Moussa Thiam. voilà kon ñu jël ñu ci ligne bi asalaamaaleykum kooku rëcc nañu kon nag waaw ñuy fàttali rek ni yenn yi nga xam ne daanaka jëloon nañ ko ci recommandation yi bokkoon na ci. li nga xam ne nag moo di maanaam le budget convention li nga xam ne état employeur bi bëgg nañ ko yóbbu ci 15 milliards par at bu ne asalaamaaleykum. El Hadji Moussa Thiam. naam. ñu ngi lay ziar na nga def. ñu ngi lay dellu ziar alhamdulilah. naka liggéey bi yow de moom wax dëgg yàlla saa boo xëyee yaa ngi luy jëmale Sénégal kanam. jërëjëf. groupe Sud FM moom mention spéciale quoi. jërëjëf. di remercier Baye Omar Gueye Alsane moom. jërëjëf. Sëri Fati Socé ñëpp. mais Moussa. naam. man de soulèvement jeune bi ma fekke woon jamonoy Abdou Diouf ni mu ko lijjantee woon de mooy normalien yi bi ñuy yëngatu Sénégal. da leen a ubbiloon benn forum. ak waa Portugal. ubbi bunt yépp normalien yi mu may leen ñoom ñëpp visa ñeen ñi dem Portugal ñeen ñi dem ñëw ñeen ñi dem toog. te réew mi depuis 2012 ba léegi Moussa pour nga gis xale bu tukki jaar ci ambassade am visa problème dëgg la. ma bëggoon mu jéem a xool diplomatam yi toog fii tëdd di nelaw rek Sénégal. mu jéem a am ak ñoom ak rapport mu ubbi buntu yi.
xale yi di jéem a dem di ñëw sax parce que boo tukkee boo gisee doo fa toog de da ngay ñëwaat Moussa. mais toog ci réew moo xam ne à chaque fois da ngay gën a am désespoir. waaw boo politiqueul doo tekki. waaw. góor ñu bari mënuñu fen mënuñu topp ci seen nawle góor. vraiment xale yi ay góor lan te xale yi tamit nañu xam ne meew ma ñu nàmpoon mooy répondre léegi nii meew pot yi. déet waay. si Moussa nanuy delloo suñu xel tamit si yooyu parce que am na yoo xam ne buñ koy def ñu naan mala la xam nga nanu xalaat la xale yi nàmp. waaw te ku nekk ak sa génération tamit. yéeme na waaw. xale yi moom lépp seen wax lépp direct la amul lenn masla. waaw. yi gën a wax ne programme yi ñuy wax nañ koy dëggal rek bañ koy politiquer. ka wax Louga de ñun xamuñu ko. déet waay. waaw Moussa na am ngeen correspondant foofu na ko gëstu. mais xanaa waaw ñooñu président mooy li ma lay wax rek dañ koy nax Moussa gars yi seen intérêt forum bi Aly Ngouille Ndiaye moo ko njëkkoon a commencé. ça fait 1 mois presque avant quoi. waaw vraiment jeunes yi dañ leen a war a tax àll bi yaatu na Moussa mais mënuñu jël àll bi yëpp daf koy tool ñii di ko def ay réserve après ñu morcelé jaay. boo bayee doo ko jaay man maa ñii ginaar laa yëngu mais nu may jaayee ginaar ak sédiment. ak ñeneet ak ñeneet. waaw dafa doy waar quoi Moussa merci beaucoup. jërëjëf merci. jërëjëf kon nag waaw yéeme na ñu xaar keneen ci ligne bi si asalaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ Moussa na ngeen def. waaw Ablaye Ndiaye. ñu ngi lay ziar bu baax waaw jërëjëf. di leen jaajëfal ci liggéey bi. jërëjëf jërëjëf. di ko rafetlu comme d'habitude. yéen a ngi bay seen wàll ci réew mi. dëgg la. kenn ku ne bu defoon nii nag. jàmm rek am. dëgg la. waaye dafa am ñu wàcc seen ànd. looloo tax coow li nag kur. waaw. jërëjëf looloo tax coow li bari. man su ma toogee jàngat problème mu emploi bi. benn war nañu toog évaluer. la nga xam ne depuis notre indépendance. loolu moom histoire rek moo ma ko wax. ci Senghor. bi muy financé bachelier yi. yooyu fekkee wuñ ko dañ ko dégg rek. mais jamonoy Ablaye Wade fekkee nañ. financement am na. waaw jamonoy Macky Sall ñëw. financement am na. ay projet la ñuy yóbbu. waa ñi financé woon fan lañ toll. waaw ak lan lañ def sa lañ leen financé alal ji alali réew mi la. na kenn ku ne def ko sa moomeelu bopp. gis nga tey ku munti doon biñ lay lebal. am na loo wane li tax ñu lay lebal. kon jàpp naa ne force da nga war a fay. absolument ne am nga adresse. joxe nga sa pièce d'identité. bañ lay lebal ak yëpp. bu dee da nga tey par exemple ni ko nit ñi di layee. di wax da ngay lebal nit mu dem tukki. mais bu demee tukki am na fi mbokk day ñëw. waaw bu ñëwee ñu téye ko mu fay alalu réew mi la. waa ji de déggoon nañu ay jamono sax muy taral gars yi naan ni ñu fay xaalis beeg yooyu waa ji deer joojee nga xam ne moom du wuyu téléphone sax. doy na waa rigueur moo si manqué. waaw li may wax ngi noonu problème mu rigueur la. ne alalu réew mi la ñun ñëpp ko moom. bu ko kenn ku ne defoon sa moomeelu bopp rek. du demee nii. ne ku la fi leb dara tey. di nga ko topp jusqu'au bout ilaa yow mi di. waaw bon lu tee li nga xam ne ñun ñoo ko moom muy gafak réew mi ñun ñëpp bokk ko moom. lu tax duñ ko jéem a koom-koomalee. c'est important c'est important. dañ ko jéem a koom-koomal. su ma ñëwee tey si wàllu xëy mi. mënul xaj si émission bi. parce que dafa bëri ay pàcc te kenn ku ne da nga war a wax jox sa moroom mu wax. dëgg la. tey damay faral di dégg ñuy wax wàllu artisanat. mais artisanat am na solo lool sëñ Moussa. mais artisanat boo ko dee wax tey par exemple man benn minute rek bii defar daal. waaw man mënuma def quantité boo xam ne mën na rivaliser ak kii dem di jënd bagage Chine. waaw bu ñu waxantee dëgg waa ngaay dañoo mën a rivaliser boo demee tey Petersen. nga dem Centenaire daal li ñu fay duub yëpp. mën nañu rivaliser ñooñu. ku weddi loolu laajal Maroc daawoo dégg jàllaa bi Maroc. léegi ñaata nga gis ñu koy jaay si marché bi chinois yi duggee. 4000 francs lay génnee en gros. mooy jàllaabe yi nga xam ne fan yi moom moo xew ndax koor gi. dama bëgg tey artisanat bu ñu koy wax man su ma sañoon ay GIE la état di jël responsable. jël ay GIE formé leen ñu mën a ànd. waaw waaw. nga dem nag tey li mel ni woon fii waay Castor Sodida. Sodida oui. lu mel noonu ngay dem créer. boo créer des GIE ba pare. nga jël GIE boole leen fa di dugal. waaw ki nga xam ne tey menuiserie lay def. waaye bu état demee bay commande. loolu la ñuy wax ay pôle fiable ay pôle artisanat. loolu yoon. te Moussa. nga daal di koy financé fekk ay nit yu bokkul la yow man Adama Ndione bàcc si ñu bokk. entreprise bi.
entreprise bi nekk dafay am kenn ku ne la nga war a màccee ñu jox ki nga xam ne mais wàllu xaalis bu Adama ñoon taxawee ne Moussa du ko jiite wala kee taxaw ne diw ak yooyu est-ce que du loolu tamit moo tax ñuy xaw a ragal yu mel noonu wala ñooñu ñu teg leen ñu xam ne mënuñoo ànd oui parce que xaalis bi ñuy lebal état moo koy leble du loo moom mais il faut que mu am interlocuteur aussi boo mënul da ngay génn non njiit moom mënut a ñàkk dëgg la waaw juróomi nit bu ñu àndee formi kuy dem koo xam ne moom mooy dem di négocier ji dëgg la boo xoolee wàllu agriculture dañuy wax nit ñi dañuy bay ba pare duñu am fuñ ko def ma jël tuuti wàllu froid tey froid boo koy def da ngay am électricité ndax électricité ba ngay garder tey la baykat ba bay sa póot waaw la muy produire ndax loola tey boo koy dem di jaay ndax di nga mën a am rentabilité bi yooyu yëpp loo xam ne dañ ko war a saytu la boo dikkee tey si wàllu problème industrialisation ma jël Sotiba ñu jël tey ñu jox ko xaalis ne ko dañ koy financer pour mu taxawalaat entreprise man yor naa tuuti xaalis ma dem jënd sama conteneuru tissu bu ñëw dikk di ko jaay koo xam ne day produiral Sénégal produiral Gambie produiral Guinée Bissau yow nga nekk fii Dakar kese di produiral pour Sénégal ndax di nga so usine boobu dina mën a concurrencer ak ñooñu moo tax yooyu yëpp dañ ko war di toog di ko xoolaat buñ bëggee réew mi toll foo xam ne di nga am nombre d'emploi bi nga xam ne moom nga ko soxla oui incha allah jëmal si wàllu géej gi sëñ Moussa géej gi boo déggee ñuy wax tey géej gi léegi jafe na ak yooyu la woon du tey boobu population bi bëriwul nit ñaar gaal yi doon dugg si biir bëriwul repos biologie dafa amoon mais Sénégal amul repos biologie Mauritanie gi ñuy topp di wax gars yi dañuy daw di fi dem dañuy am repos biologie di ko respecté ne tant de mois duñ napp bu ko defee jën yu ndaw yi nga xam ne ñoo nekk si géej gi ak yet kii woon daal di jur géej gi daal di bëri wat bu ko defee ñu dem nappi mais gis nga fii ak organisation amuñ dañuy jël rek di wax di teg alalu réew mi nag man dama nanguwul ñu koy séddoo ma jox la ci lu ndaw sëñ Moussa gis nga wàllu artisanat bii ñu doon wax financement 5 milliards man sama rakk yaay bu nekk parcelle moo ma wax ñaari nit yoo xam ne kenn ku ne récupéré ne 150 000 francs ay xale lañ dafa ñëwoon sax na sama rakk bi lu tax doo dem bind ji boo demee nga kii ma ne ko alalu état loolu baaxul waaw alalu réew mi ñëpp la ñooñu liggéeyuñ ci artisanat te kenn ku ne récupéré nga 150 000 francs xoolal loolu moo tax nanguwuma xaalis man ñu koy séddale xaalisu état mbaa loolu moo créer des industries mbaa loolu mooy li coowum Jakarta bi loolu donc moo koy est-ce que Jakarta lu tax ñuy jël ay xaalis ci dem jënd Jakarta 300 000 créer ab société bu ndaw di daw ñu jël alalu réew mi di ko jox di wax dafa lii woon ak dafa la ci dëkk bu ndaw mënuñu comparer Sénégal ak les pays européens ñooñu dañoo am ba denc seen future génération yi ñëw ñun matalaguñu bëgg a wax ne dañuy jël xaalis bi di ko pàcc nañ ko defi ay entreprise nit ñi di ci liggéey benn nit buy liggéey tey ci entreprise am salaire bu baax supposons day dundal 10 personnes seen Moussa dëgg la pourquoi mënuñu jël créer ko ay entreprise di jël alalu réew mi di ko pàccoo man daal système boobu man du ma ko ant te du ma ko mos a ant te bu fii ak ñu ngi koy def ay système mu séddoo xaalis yi réew mi du mos a développé ay entreprise lañ koy def dem ci wàllu mbay mi créer boo ko créer industrialisation nit ñi mën ci liggéey ci doon liggéey électricité comme man mën a dem liggéey continuer électricité jërëjëf waaye nag man fi may daaneel sëñ Moussa marchand ambulant waaw kenn mënoo ma ko bàyyel jamono ji parce que li ma ci am fayuma benn taxi impôt fayuma dara te li ma ci am sëñ Moussa nañu wax de dëgg mënuma ko am ci électricité bi ma doon def naa port mënuma ko fa am ma bàyyi ko fa dem continuer jaay est-ce que nañu waxante dëgg la kenn baal maa ko sëñ Moussa jërëjëf ci réflexion boobu kon daanaka waaw émission bi moom forum la waaw ndaxte nag li ko wenn waay wax ne nag ne ma émission bi moom émission forum la ndaxte nag la ciy génn ci waaw gis-gis ak ki xalaat am na solo trop ñu dégte leen publicité daal di continuer waxtaan wi. réewum Sénégal jàmm neex na. jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak seen rajo Sud FM 98.5 ñoo ngi ànd ak mbokk yi nga xam ne ñuy déglu fépp ci àdduna wërngal képp ñoo ngi nuyu El Hadj Malick Guèye waaw mu ngi ci Pikine Rudis moom tamit mu ngi ànd ak ñun ci émission bi 88 628 98
98 mooy bu mu jokko bi boo leen bëggee bokk ci waxtaan wi nga xam te dañ koy waxtaanee rek jëm ci daanaka bokk na ci li ñuy jël maanaam li nga xam daal bokk na ci recommandation yi ñu jël tukkee nag ci li jëm ci wàllu loolee di liggéey bi nga xam ne daamoon nañ ko ci conseil présidentiel bi ci xëyu ndaw yi nag lii di nag bokk na ci daal ñu valider li nga xam ne nag programme d'urgence bi la ak insertion socio-économique ndaw yi waaw bokk na ci tamit loolee nag boo ngi sax fekk maanaam 30 avril waaw bii danañ ko matale waaw kon nag ci asalaamaaleykum allo. allo waaw sëñ Moussa. naam. na nga def waay. maa ngi sant alhamdulilah. waaye ci jàmm. alhamdulilah kooku. waaw Kalla Tivaouane Peulh. waaw Kaar na nga def bisimilah. waaw sant yàlla. bisimilah. di fa coono yi. taarikala. waaw déwénati leen. baal nañu wax baal nañ leen. yal na yàlla boole jégal. yàlla boole baal. allahumma amiin. mën nañu déwén yu bëree. amiin amiin waay. xéwal gi yëpp. amiin amiin. di gërëm waa si dëkk ñëpp nag. ñëpp. di déglu émission bi sunu émission la. ni ko sa waay waxee rek. émission bi forom la. mais nag sant yàlla. dañ fiy def yal nañ ko dégg suñu ki defee yal nañ ko dégg. xale yi tamit yal nañ ci déglu xale yi leen amal li leen amal njëriñ. yàlla may leen ko defal leen ko. amiin amiin. metti na lu. moom pour faj fi lii sunu ci dëkk bi. metti na mais nag volonté rek la. mooy ci ndaw ñi muy ci ñi jiite. ñëpp volonté la. parce que ku ci nekk da nga toll ci liggéey da ngay ñaan yàlla am liggéey. ñaan yàlla am njaboot ëllëg. waaw xam nga loolu rek boo ko bàyyi sa xel rek. kenn sonn xam nga luy suñu problème ñun mooy que ne ñun préparé wuñu suñuy suba. mooy que ne ñun yàlla dimbali ñu toll tey nekk ay mag. yàlla xam ne dimbali woon nañu suñuy waajur am na lu ñu préparé mais lii fi ne tey. man gisuma ko bàyyi xel ci lii ñëw gën a am ci ëllëg. ci sunu réew mi ni ñuy joxee suuf si. ni ñuy dëkkee ni ñuy joxee nu ñuy waxee. suñuy njiit daal man bàyyiwuma xel que ne bàyyi nañu suñuy njaboot. waaw parce que loolu moo ci nekk. lu ci nekk ñëpp la nag ñun ñëpp politiciens yi ñu dul politiciens yi ñëpp ñu góorgóorlu rek ku nekk bàyyi xel sa njaboot. sa njaboot boo leen bàyyi xel rek. yow bu ëllëgee di nga calculer ne ñii war nañoo dund après man. mais dafa lépp teg ko sur place. suñu politiciens yi ni ñu àcce moom suñu alal. dafa métti moo tax li gars yi wax ne mooy industrie. mooy que ne usines yeeg yooyu rek la ñu mën a soqaliwaat. daal di ubbi semaine de fer ubbi yenn ci. société bi nekk. ay jël ay nit. ñu soutenir leen. te suñu marché yi. ñu jox suñu entreprise nationaux yi. ñu bañ a nekk ay sous-traitants ci suñu biir réew. dëgg la. entreprise yu mag yi fi ne tey. ay sous-traitants la ñu presque ci yenn marché yu mag yi. tubaab bi ñoo ñëw jël ñu jox leen liggéey bi ba pare ñu sous-traité suñuy entreprise. man mii ci loolu laay yëngu. d'accord wala ko laaj nga ne ku ne xam ne ci wàllu ndox. te du doo bu ñu toog ci dëkk bi. bu ko suma entreprise gagné li may di ci gën a ndaw xanaa ñooñu booree sax di nga gis ñoom dinañ góorgóorlu dinañ gagné yenn marché. mais ci wàllu tali. ci wàllu point ci wàllu yeneen yi ngay gis yëpp ci sunu pétrole beeg yëpp. entreprise yu mag yi fi nekk tey ay sous-traitants lañu. waaw. mais loolu nan la ñuy demee. waaw. nan la ñuy demee. mais est-ce que war a bàyyi xel. mais sous-traitant mën nga sous-traité boo am capital boo xam dina la permettre nga tamit mën a yóotu ci marché yu mag yi. mais dama ne. yi nga sous-traitance. am na taxe yoo xam ne. suñ la ko tegee yow entreprise bi yow da ngay fay ay embauché yoo xam ne yow ay centaine de millions ngay fay par at. waaw loolu bëri na ci. nga nekk ñu lay sous-traité. doo ci bu tax mënuñu jël marché bi jox ko entreprise nationaux yi. ñu xarañ nañu mën nañu liggéey. mooy li ma la wax naa ko temps yii passé nee naa la suñu artisan yi suñu ouvrier yeeg ñooñu. amul ku leen dàq liggéey ci Afrique. adduna bi laa la wax. mën nañ ko mais nag suñuy volonté dirigeant. moo des. li ko booy di waxee ñëpp di ko bañ a dégg. il faut que le système change. dëgg la système bii il faut ñu génne ko parce que ñun ci la ñuy judd. ci la ñuy yaru ci la ñu mën. yàlla mu ñaar suturaal suñuy màtt suñuy raas suñu la yor di ko di daw suñu dépense bi dem ci ñëw. mais ni mu demee nii ni ko booy di waxee.
du question bañ kenn du question faral kii bu ko mais il faut ñu jël suñuy niti dëkk ñu jàppale leen ñu suqali réew mi mun a jël booy mais xaalis bii ñuy wax nii xaalis bi demee woon bii paase rek lay demee du mujj fenn ku farul ci pouvoir bi doo ci bokk déet waay bool waay Moussa nañu dem ba ci kanam ñuy ñaan yàlla nag mu réussir waaw mais yaakaar bëriwu ci très bien amiin yaakaar bëriwu te aussi nguur gi yàlla réussir waaw yal na yàlla def jàmm mu am mu antu ñun loolu la ñuy ñaan parce que suñuy rakk ak suñuy doom la ñu yéene ñoom ñu réussir waaw mais le problème mooy nguur gi ne éviter fayantoo ne éviter wax di sulli loo xam ne dafa xawoon a suulu loolu baaxul ci réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk man politique lu moom a sàmm Moussa xam nga lan mooy doon politique doon politique mooy su ma yeewoo jouru vote ma ndékk ba suur dem vote ji ku ma neex nag laay faral idée bu ñëw ci man ma ku ma xam ne sa wax doy na ma dinaa la faral bu ma demee ba ci kanam gis ko li ma xam ne doy maa moom sama bopp ñu ne tewu ma benn carte ñun tewu ma fenn yëmbal gi laa doo ci laa yoroo ci laa màggee xam nga ba ñëw fii wut suma kuti ut suma fokk suma dugal sama njaboot toog xam nga bu demee xëy dem ànd ak sama façon lu mu am ma bokk ñu liggéey lu ñu am sédduwaat ko ci muy biir man mii di wax ak yow lu ëpp tey depuis 2005 bi léegi maa ngi plus de 30 personnes maa ngi liggéey samay rak samay jabar samay doom weer bu nekk ku nekk nga am lu mu am si sama wërsëgu liggéey ñu seddoo ko bokk su ne yóbbu sa kër jërëjëf xam nga mais noonu la adduna di doxee mais ni ñu bëgg di liggéeyee nii mais man déjà ni ñuy liggéeyee buñ wax rek moo fi nekk de ak njëkk émission yi di waxante mais doxul de jërëjëf doxul mais léegi ñu baax naam sama ndox ma nag bu ko fàtte ci waa ko ne waaw yow nag moom soxna si waaw d'accord ci moom la dogee nag quoi waaw soxna si ñoo ngi koy nuyu kon waaw ñu xaar keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 tey ñuy waxtaanee ci loolee maa ngi doon wax ni sax daanaka daal mesure yu ñu jëli bokk na ci li nga xam ne moo di programme d'urgence bi dinañ ko nee na dinañ ko activer fii ak le 30 avril. waaw kon nag leneen li bokk na ci tamit maanaam lu ñuy joxe di jàppale pôle maanaam emploi état employeur maanaam ñi nga xam ne nag moo di daal koppar gu ñuy dugal peut-être si bërëbu liggéeykaay pour ñu gën a mën a suqali nit ñi yooyu 15 milliards at wu ne waaw asalaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ Ba. ñaam Sow. ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare. ñu ngi lay def jaataari alhamdulilah Sow. yal na yàlla nangul ñu. amiin amiin. naa def. alhamdulilah taarikalla. gis nga Moussa. xam nga coow li bari na. waaye gëw ma ñu bu fekkee nii la ñuy doxale gëw ma ñu am solution ci liggéeyu ndaw ñi. ndax liggéey am na fi. waaye entreprise yi fi nekk. war a jël. mbaa ñi nga xam ne day ñëw installé. dafa amul benn protection boo xam ne bi am na ci ñoom. protection ci ban fan. amul contrôle. protection amul ci ñi nga xam ne ñi dañuy liggéey bu ñu liggéey ba pare seen marchandise nan la ñu koy écouler. concurrence bi bari na. beneen ba ca des mooy amul contrôle ci ñi nga xam ne ñooñu la ñuy jël parce que Moussa dëgg la emploi bari na ñi ñu jël bari na. mais c'est des emplois très précaires maanaam emploi la yoo xam ne amul ëllëg parce que tey bu fekkee ni bi jël nañ la ci entreprise doo fa toogaay boo xam ne bii toogaay bu tax ñuy wax la. balaa am ñaari fan ñu dàq la. Moussa amal bis rek nga doxantu dem buntu inspection nga xool la fa nekk ci ñi ñu dàq ñu jógee ci entreprise. contentieux yi daa bëri lool. waaw dafa ci moom la dogee kon ñu xaarandi bu nekkee jàpp ni na. ci fànn wu muy wax ndaxte am na ci solo trop li jëm ci wàllu nag maanaam na ñuy wàññi waaw kon nag yaakaar na loolu tamit lu ñu war a seetlu tamit xool ba ñooñu nga xam tamit ñoo yor bërëbu liggéeykaay tamit di taxaw nañ leen di war a taxaw daal ba ñi nga xam ne daanam ñoo ngi emploi ñu mën koo te ni mu yàgg ak ñoom ñu mën cee dund. 88 628 98 98 mooy boomu jokko bi boo leen bëggee bokk ci waxtaan wi tey.
kanam réewum Sénégal jàmm neex na lu wéy ci réew meeg li koy doxal réewum Sénégal jàmm neex na. voilà ñu jël ki ci ligne bi kooku tamit ci lañu tuuti ñu xaar keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Cheikh bi maa ngi lay ziar. Moussa. waaw naka waa kër. waaw léegi de moom ku ma seexal itam seexal naa sama bopp moom. Alaaji Moussa ñoo ngi lay nuyu. jërëjëf lañ la ziar taarika alhamdulilah. di la baalu àq di la baal àq. baal nañ leen. mel ni tey li nu jokk tax a dugg lool ci la bokk moom. waaw wallaay. mooy baalu ñëpp àq ci baal ñëpp àq. ndeysaan. di nuyu suñu soppe Alaaji Boy Diaw. dëgg la. ak sëñ Mamadou Dieng. ak mbooleem ñi fiy jaar ñëpp. ndeysaan. di nuyu sama seex ba. Malick Sall ca yoon wu bon wa. moom dana lay présenté woo. sunu seexandoo bi yàlla na ko yàlla saafara bopp. amiin waay. Moussa waxtaan nga am solo lool. dëgg la ndeysaan. ñu ngi déglu li fi jaar yëpp. dëgg la. xam naa nag nañu continuer rek di wax. ndax xañ na jombut. mën nañoo am solution. man duma bokk ci wax ne nangam du faju. waaw waaye nag mën nga wax ne gisaguma. li koy faj. waaw. Moussa yaakaar naa suñu tolloo ci Sénégal. ñu xëy ne dañuy egg foo xamante ne président de la République directeur. ministre. premier ministre. ministre de l'intérieur. président 9 ans. su demee ba ci àgg mu ne day woo Sénégalais yi ak Sénégalais si ndaw yi di leen woo lan mooy seen problème fan lay jaar ak ñoom. ma yaakaar ne foofu la problème am na. c'est-à-dire xam nga tam nañu waxtaan rek. xam nga Moussa man dama jàpp ne. am nañu ay couleur. ay couleuru parti dañ ko am. am ay couleur région am couleur tarixa yàlla moo dogal réew mi féete foofu. mais dafa am loo xam ne ñoo ko bokk muy drapeau national bi. waaw. demul wax ne la Moussa man du ma gisoon étranger bu yëkkati lu kàddu gu jëm teg ko ci Macky Sall ma jox ko sama bakkan. waaw parce que dafa am lu ñu bokk loolu ñu bokk nag Moussa li ci mitti mooy. nit ñi dañuy toog te yàlla dogal la su dee mitti ci ñëpp lay mitti. su neexee ci ñëpp lay lay neex. am ñu yàlla dogal ñu féete su nit ñi duggee war a kaas wax ne lii dafa mitti kat nañ ko doxale nii. am ñoo xam ne dañuy dig parce que président de la République moo yëg ne doxut. moom moo ne doxut moo ne xale yëg naa seen message da ngeen a am problème. nañ ko réglé. saa yi doo duggee doo ne salaamaaleykum maaleykum salaam ñu génn dikk ne la lépp baax na lépp mais Moussa noo xala mën a xalaate Moussa nu Sénégal ñu egg ba 2012. ñu ne après ñu ne état ñi mën naa taxaw yëkkati salaire 50 000 francs di ko fay. waaw Moussa foo xamante ne jigéen ñi fóot ku dem ne tan ci kër da ngay taxaw pour fóot. duñ lay fay 50 000 francs lañ lay fay ku jël bon da nga koy fay 50 000 francs Moussa néegam lu yaas pour nga am ko da ngay fay 30 000 francs wala 40 000 francs ñu ne état ngi yox ab salaire 50 000 francs boo yi tey ku ci wutab safoor doo waxee ñaari baat ñetti baat ne la xanaa yow yaa ngi sa morom yaa ngi fay 50 000 francs mais Moussa moo mën a xalaate état buy leble ñu naan état lebal la nit 150 000 francs état. waaw état mais Moussa lan moo xew. 150 mais mu mel ni nit ñi mënuñoo taxaw nag ay yéwén lu caaxaan jeex ba des dimbale waa ji yor réew mi. te nee na bëgg naa dem wax ko liy dëgg. waaw. mais Moussa état ñu ne lebal la nit 150 000 francs. ñu ne état jël la nit koo xamante yow mi koy wax bëggoo sa doom nekkoon ne Moussa kan moo xalaata jël sa doom ju toll ci 30 ans 35 ans war a yor kër war a samp kër ñu ne lan la def ñu ne dañ koy fay weer wu dee 50 000 francs yoo xam ne amul retraite amul dara 50 000 francs dañ ko tax mais Moussa ku la ko ci fay te dafa ne yor jabar ak doom. billaay wala si ma ngi def leneen. Mbadou ñi ngay wax ASP yi. ASP yi. waaw ñooñu tamit seen situation parce que ñeneen ñu maanaam lu loi bi joxe daal ñoom jéggi na tey ndaxte nag koor la bu ñu war a defaraat. joyanti ko bu baax waaw xaw ma dañ koy defaraat suba. mais man maa ngi wax ci li passé. parce que suba moom. suñu leen suba du ma fee samedi bi ñëw suñu leen fayee 250 000 francs ma dugg ne waaw góor. man maa ngi wax ci li passé. maanaam fan yi ñu passé nga xam ne soo waxee dañ naan la lii Moussa mais Moussa am réew. mais Moussa naka nga mën a xoole yi réew mu toll réewum Sénégal. nga ñëw tey jot ko ñu ne da nga fay fekk benn appel étranger boo xamante ne. weer wu di at bu jot dina dugal lu bëgg a ma 200 nangam milliards. nga xëy ne da nga koy supprimer mais waroo am problème. mais Moussa dañu am ay réew mi ci ay taxes
ci nangam ci lay dox. donc am na ay béréb yoo xamante ne ay côté yoo ay ween yoo xam ne il faut que parce que Macky Sall. amul géej bu mu jëlee xaalis bi ci Sénégal yi la ko mën a jëlee. xaalis boobu nag fu mu koy jëlee ci Sénégal day am ci ñu métti am ñu mu neex. ñu ëpp ay calcul yu leer ci ne. lii kat dolli nañ ci lii dolli nañ ci lii dolli nañ ci lii fii la jëm. mu leer nañ parce que amul feneen fu mu ko mën a jëlee. ak àdduna bi jël seen alal. mais wuñ ko sarax wuñ ko. dañ koy leble suñ ko leblee pare liñ la bëgg lañ lay def. mais kon suñu dikkee tax versel à tracé. ñu ne day génne at mu jot dana génne 200 nangam milliards. nga dikk supprimer ko mais foo ko teg. xanaa man nga ne boog fañ ko dugalee baaxut. waaye naa ko def nii. mais Moussa problème yi bari boo xam ne dama jàpp ne Moussa wax dëggante yàlla. doo demee tey dégg naa ñu wax ko léegi Solida. tey Solida. man fi ma nekk fii ak Solida daanaka ba 1 kilomètre. ma dem fa ñetti yoon wala ñeenti yoon. lan moo taxan Abdou Diouf dagg ko. mooy dafa doon bëgg a jox maanaam ouvrier yi. mais ay kër lañ ko def. waaw. ouvrier yi jotuñu ci nañ waxante dëgg. ouvrier yi jotuñu nga ñëpp parce que dama lay ouvrier yi wër yëpp ña ngi toxtoxaan. ouvrier yi ko wëraleen gàtt nekk fa. nga xamante ne ñoo nekkan fu ñu doon wax asalem ba dañ tës ci asalem ci raay bi nga xamante ñoo fi nekkoon li fi nekkoon ëpp na 300 nangam personnes. pour bi sa da nga fiy romb mais Moussa man mi amoon naa fa place. benn 6 heures de matin la ñu xëy nenu ña ngi koy toj ñu génn dikk taxaw kenn ñi mutu génn sa place kon ku ne yor ak fetal ñu ramassé lépp départ de Moussa ñu ngi fi yëkkati am mobile yoo xam ne toll na ci ñeenti at yàlla li fi jóge ëpp na kenn mënu la wax nañ toll ñenn ñi dof gis naa ci ñu dof ñenn ñi seen sëy tas na yenn xale ci nekkan ci agression nga jox ko benn nit mu commencé ab bâtiment dem tëdd mais Moussa lii ma jàpp ne loolu war nañoo am benn bloc bu ñu ànd boo xam ne dañuy dimbale président yi di ko dimbale na di ko wax ni kii di ko wax ne ko man de ànduma ak yow mais lii baax na mais lii baax kii di ko wax ne ko man de maa ak yow a ànd mais lii baax na way lii baax mais dañ ko def concurrence boo xamante ne xuloo waxante waxe teg da baaxut Moussa man lii ma di wax ak yow Moussa ab liggéeykat laa xamul lu passé liggéey rek laa xam Moussa 2012 ak léegi am na lu ma dund Moussa dama yoroon ay nit doon leen fay Moussa fayatuma leen mais man lu ma nit mën a wax ak fu ma nit mën a jaarale ba mu dox ci man danga may li ma doon def laay def xaw ma lu passé waxaale dem jënd bagage bi jaay ko am ci dara musuma def lu passé loolu tàll lu ma kenn loxo ci lii laa nekk mais Moussa loolu su ma demee mënatuma ko am nit mën ta jóge ci asamaan ak suuf dinaa wax wax naan ma xaalis bu bon ak dëkk bee doxatu nag ñi dañ doon yàq te man li ma doon yëgatuma ko li waral sama weer ji tàll lu ma kenn loxo dema ci buntu kenn dama doon jënd ak a jaay ak transport ak mbay lii laa yaakaar dama yaakaar ne asgor su ne ci lii lay dund mais Moussa su ma demee ba lii dara doxatu ji mais Moussa ñu ne ma nag kenn du ko wax parce que du ma ko waxee dafa am ku ma contre ku ma bëgg mais Moussa nañ waxante dëgg Moussa nañ dimbali président nañ ko dimbali laay war a sóolu xam nga ne lee mu def bari ci démb lañ fa dajale maanaam lañ fa dajale lañ fa ñàkk ci xaas dong suñ ko defoon ci benn secteur defar ko ay xale rek ñu am liñ bëgg président Macky Sall damaa def dumaan dégg na xale yi déggu leen da leen a gis xam na li xew étudiant la fi la jànge Fatick la dëkk xam na li xew nekk na fi directeur nekk na fi président assemblée nationale nekk na fi lenn lu ci ne taal na otoom dem ci région yi benn bu dem mu am fa fukki fan ne toog day waxtaan xam na lu xew jël na ay nit def leen ñu di ay directeur mu ne leen kii yaa yor ndaw yi kii moo yor nangam ñu dem ba dese ñetti at ñu ne dafa xëy dajale ndaw ñi bëgg a xam li xew mais Moussa kañ ngay xam li xew yéeme na de waaleykum salaam wa rahmatullah nandite na de comme lu yaa moom ndaxte def na waaw xoslu na daal comme on dit ñu ngi jégalu si wax ji waaw kon nag yéeme na lu yéeme la ci fànn woowu kon nag jërëjëf ci intervention boobu ñu xaar keneen ci ligne bi moom it loolu la jàpp ni daal ndaxte dañ ko war a wax yoon wi wala tamit asalaamaaleykum. aleykum salaam. waaw ku baax na nga def. sant yàlla sëñ Moussa na ngeen def. sant yàlla taarikalla. maa woote sànq ñu doon wax waxoon na mbas mi ma coupé. waaw bismillah waaw. point yi ma lay jox gis nga Sénégal. li ñuy wax rampe. yow Moussa balaa ngaa yegg fi nga yegg fii ci Sud FM. fan ak fan nga jaar. waaw ñu am état boo xam ne état bi ci boppam rampe wu. tubaab bi dañoo tolloon ci wat yi. dem ci oto. dem ci train. ñu xëy ñu ñuy andil ay terre nañu développement. rampe wuñu jëluñu escalier. ascenseur bi lañ jël rek chute la ñuy def encore. boo ñëwee ci emploi tey jii ni fonctionnaire bi da ngay jël benn fonctionnaire bu dëkk Ziguinchor. nga affecté ko Dakar ban salaire la am. ci salaire boobu ñaata lay fay Dakar pour mën a dem ci école bi ñu ko affecté mu jàngale. est-ce que loolu cohérent la. te mënta wàcc ci école boobu ñibbi Ziguinchor. su mu dul fay loyer.
léegi moom xaalisam. day liggéey di gën a pauvre. parce que coût bi muy aj yenu xaalisam mënu ko appliquer ay xale la seen jàngal di servir état bi. mais bu weer deewee liñ ko fay. bu ñu waxee locataire bi ku la luwee ne la. da ngay dem dëkki foo mën a dëkk. est-ce que kuy jàngale Blaise Diagne mën na da sax dem dëkki jam ñaaju di xëy di jàngale. manta ne problème boobu kenn réglé wu ko. boo ñëwee ci ouvrier yi. ana suñu fi ñu daan wax terrain foyer. mooy fan. terrain foyer Masalik fi mu nekk. waaw ay ouvrier nga fa woon. boo demee champ de course fi ñu def 4C. ay ouvrier ñoo fa nekkoon. boo ñëwee cette zone de captage fi ñuy wax jagal oto. ay ouvrier fa nekkoon. boo demee fu Auchan Mermoz nekk ay ouvrier fa nekkoon. boo demee Stade Amitié ay ouvrier fa nekkoon. ñooñu ñëpp jël nañu fa ne leen occupation anarchique. sama classe bi sem lañ bàyyee école. bu doon atelier ak mbaar yooyu te du ma yor kër. ñaata Sénégalais ñoo mel noonu. waaw ñaata cadre ñoo fi nekk te yor ay ñànkaru oto. booy atelier yooyu lañ doon woo ñooy di réparé. bu ñu yeggee ci bureau ca kaw. dem ci concession yu mag yi. j'ai rien contre mais préférence nationale amuñu ko. waaw tey jii da ngay gis entreprise bu mag ñu exonéré ko. c'est bien li muy employé dafa bari. mais atelier yu ndaw yi tey bu ñu jëloon seen Dakar. waaw ñaata def. waa ju lu am solo wax dëgg yàlla la ñu wax rek jotaayu forum la ndaxte xalaat yu am solo nga fi génn waaw yu am solo kon nag ci ay proposition ki gis yu am solo tamit asalaamaaleykum. aleykum salaam. waaw ku baax na nga def. Alaaji Moussa la banlieusard. waaw xaaya Guèye ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar bu baax. ñu ngi lay dellu ziar. di rafetlu émission bi. jërëjëf jërëjëf. di nuyu sa auditeurs yëpp. ñu ngi lay fay waay. di gërëm sa sponsor yi. waaw. di leen ñaan yàlla yokku leen. te dëgëral leen. amiin amiin amiin. ndax ku mel ni Orange. ñi muy liggéey ci réew mi jot ñi xam ko. waaw. jël mbalit yi di ko ci. fi mu war a nekk dañ ko def ci canal yi. d'accord. canal yi Podor. Orange daa war a ñëwaat waaw moo ngi. Orange dafa fa ñëwaat kon baax na. waaw. PNA mi ngi fi moom PNA. mi ngi fi waaw waaw. waaw moom la fi gën a Orange na ñëwaat. na ñëwaat waaw. waaw PNA moom ñu ngi koy gërëm. di ñaan gars yi ñu jënd garab yi ci pharmacie bañ ko jënd ci bët yi. waaw am na ci solo trop. daal man xam naa ni ma gisee. mooy président de la République. moom ba mu toogee lii ndaw ñi da ko intéressé yitteel ko. li mu def démb nag li mu def bëgg dem da koo gën a confirmer rek. waaye jëfam moom ci ndaw ñi. ku làmb gaj ku xool gis ci ku bëgg gis nag nit nag bu jaaxaane gisuma asamaan si ke mun dara. gis naa fay solution yu mu fa teg yoo xamante ni tegan ko da koo gën a leeral. gis nga nag ab teen. du fekk kenn ab teen yaa koy fekk. waxuma robinet nag teen laa wax ci ñu dégg wolof. waaw. maanaam état du fekk si fenn day taxaw rek teg ministère am. de l'agriculture wala pêche wala nangam. ku bëgg dem fa waaye ku fa demul tamit yaa bañ a dem. gis nga Sénégal lii dinaa teg ak lim yàgg a teg. ñi ko bëgg a xañ gaa yi mooy du dëgg ay promesse la nangam. ñi ko bëgg a xañ gaa yi loolu la leen di wax. président bi mu ñëwee ndaw ñi liñ leen fi bàyyi leen pour ñu doon liggéey maximum 2 milliards la toll. bi mu ñëwee DER gi mu teg bëgg dem teg na 30 milliards. jël pàcc yi mu nekkan gisi unique bii mu wax ne yàgg na ko. parce que boo xoolee ANPEJ dafa jël lu bëri ci ay yëfi neen. FNPJ yeeg ya fa nekk na xam nga ko yokkoon ne too ñaañum jiite woon ak ñooñu. mu dajale ko ci benn gisee nga xam xale yi mën faa am luñ liggéey mën faa am formation mën a am ay financement. bi fi jógee dafa dikk xam ne lu jeex mu jikkaat jël DER. kun la formé boo dikkee indi ñu defal la waxuñu sax ñu formé la nga indi projet bancable ñu defal la. mais tegaat beneen mécanisme. mu tudd FONGIP. commerçant bi jaay. wala bi ki yëngu ci pêche wala dara amul garantie bancaire bu ñëwee FONGIP mooy dox sa digg ak loola. mais yooyu ay mécanisme la yoo xam pour nit ñi mën cee jëngu. bi mu dikkee ne li ci gën a solo mooy dañuy xale bu am 18 ans ba kere nga am 40 ans mën nga cee am. ci jigéen amul âge. ak fekkee mi ngi dimbali. ñi ko bëgg a xañ gaa yi nag mooy promesse laag toog na fi juróom-ñaari at toog na fi juróom-ñett at toog na fi ndàngamaat. président Wade yàlla ko yàlla yokk wér bu baax a baax a baax. mais bi mu biir toog autour bi ñu koy taal am na ñoon baaxul. pourtant am na kërim toxalam waaye léegi nit ñi xamatuñ ko. gis nga li mu def ci réew mi président Macky Sall foog gaa yi bàyyi ko xel buñ ko bëgg bàyyi xel ñun moom wax dëgg an bàyyi leen ko xel. man nag lépp lu mu teg ci réew mi ku ci bëgg a am demal ca fañ koy jëlee nga tàll sa loxo. ndax mbiri président Macky Sall amul xeej ak seen. beneen bi gis nga lu mel ni mécanicien yi nekk ci ruq-ruqaan yi. mais démb wax nañ lu leer. si bu xutaan la leen defal foo xam ne leen aménagé miireel leen ko defal leen fa ndox defal leen fa courant. ba mu mën wàllu liggéey.
xoolal mbokk yi ni lim ci Ndakaaru ne ay garage nga fa. waaw ak yeneen yi nga xam ne ci mbedd yi. mais foofu mu ngi commencé am polémique ah mooy ñi ñu yóbbu Bargny déjà coow commencé waat na mooy ñi ñu jëlee woon ci autoroute à péage bi waaw déjà dafa mel na te foofu daal ñu ko jox. non coow maa ngi fay am. waaw mais coow li fa yàgg. waaw dafa ko xale yenn mécaniciens yi ci poste caara yeneen yi ci la leen wàdd diggan foofa. waaw dañ leen ko joxoon. waaw ñu war faa def pooru Ndaayaan. waaw pooru Ndaayaan waaw. pooru Ndaayaan. du pooru Bajtal du pooru Moussa Thiam du pooru Alaaji Xaaye Gueye. pooru Sénégal la. ab institution jógee ca bitim réew ñëw di ko bëgg ko financé. président Macky Sall xam ne noonu la daan demee mu bañ loola moom daan ni moom lii il faut que ki ko bëgg a financé Sénégal dugg ci capital bi 40%. waaw loolu àll mais intérêt commun ak interpersonnel duñ ko yemale. waaw mais ba mu defee loolu lu ñu ko daa dikkaat fii ci Bukotaan. def fa lu mel noonu. waaw te bopp gis nga yàq ci Bukotaan même transporteurs yi seen kër gi doon def te xeeroo tudd ko Alaaji Ablaye Gueye du foofa la ne. waaw président waaye mais wax dëgg yàlla loolu kay te loolu gars yi ji mu ñu koo xool lijjanti wuñ ko de. lan lay problème bi mooy bis bu nee ba miir ko def cam ndox da ngay dégg ñu naan bugguñu duñ jël ba ñëpp jëm fa ñu naan joxuñu noog dëggaluñu noog nangam te fi ma la wax léegi rek am ndox du ab teen du fekk kenn dañuy fekk teen état bi programme yi teeg Sénégalais yee ko moom nañ cay dem ñu bëri na liñ bëgg mooy nit ñi bañ cee dem ba yëf yëkk bi waaye gis nga ñi ciy dem ñooy dem ndax alaqrabul ula ki gën a jege mooy gën a yey ki jóg dem moo la gis nga projet yi li ma ci gën a neex mooy gisi unique bi mu wax waaw doo dikk dem fee dem ministère de pêche dem fee di wëdal da ngay dem gisi unique li ngay composé nga def bi département yi lañ koy teg ndax foofu ci département la dëkk waaw ñu dëkk département Pikine yem ci ñu dëkk Guédiawaye yem seen ci ñu dëkk Dakar ñu dëkk Madaxun ak ñu dëkk Faafoor ñu dëkk feneen loolu vision bu leer la ca seen yi beneen yi jeunes yi nga xam te ne jot nañ am ay financement ñi am nañu ci gis seen bopp am na ñoo xam ne gis seen bopp te gis nga beneen bi man li may bañ a dégg ñu naan nañ jël xaalis bi jox ko ak këri liggéeyukaay yi gis nga këri liggéeyukaay yi mais démb yow gis nga li xew ci dëkk bi am na ñoo rang essence di ko jënd pourtant ay société lañ yoo xamante ne ñoo war a indi essence manqué wul de ñoo war a dem dañoo gerew waaw tey ñoom bi la seen patron dàqee rek fuñ jëm ñoom mais dañoo nekk seen droit aussi grève tamit d'accord conscient de que maanaam travail da ko nangu d'accord naa ci nangu waa dama ni li ma bëgg wax foofu mooy société bi ma man moom ko dem ba enrancé wala ma daanu ñetta neen duñ daanu wala ñu def leneen sunu nag sama gënu ko gis nga commerçant bi yor pousse-poussam wala mu yor di ambil kooku boo xotoon xolam magasin nga cay fekk buggul dem ci usine matelas di liggéey wala usine bëtteen wala usine sondeel daa bëgg ku ko joxal boppam moom mu liggéey ba président nag buy liggéey na jox kooko mu dem liggéey waaye bu ko joxee Moussa Thiam mu jox xaalis gi mu ko seetee boo liggéey mën na ko takkee jabar wala mu takk kër boo liggéey xaalis ba naax saay mu ne dàq naa leen ngay def seen travail ka taxawaalu ci bëgg daal na dem dugal ci ñu identifier ko lebal ko li ñu koy lebal mu dem liggéey lu ca xew mu xam ne moo ca xew léegi li war a dimbalee këri liggéeykaay mu jël ko liggéey ñoom am nañ ay mécanisme yu ñu war a am pour mën faa liggéey am nañ ligne crédit yu leen war a jàppale am nañ mécanisme yu leen war a jàppale waaye jël alal ji dugal ko ci sociétés yi man ànduma ci ndax sociétés yi sénégalais rek moomu ko ay naara ngi ci ay chinois nga ñeneen a ngi ci dëgg la ku ne ngi ci jërëjëf lépp ñëpp lu ne ku ne dajale kon ku ne la nga laaj nañ la ko jox ci li ma jàpp wasalaam ok jërëjëf ñu jël keneen ci ligne bi dafa dogoon nag léegi xanaa ñu jëm ko jëlaat léegi dafa nekkoon ci ligne mu dog asalaamaaleykum waaw allo sëñ Moussa. waaw ñoo ngi lay nuyu sëñ Moussa Sow. waaw ñu ngi leen di dafa daggoon léegi. waaw ayca bisimilah waaw. waaw xam nga dama koy tënk rek ndax guichet unique bi ñu créé. waaw dañu ko defoon pour absorber chômage bi. mais guichet unique bokk na ci li nga xam ne nii moo gën a créé liggéeykat yi problème. nan la ko créé le problème. parce que guichet unique dafa permettre employeur bi fii ba juróomi at. maanaam ci entreprise yi nga xam ne dañ leen fi door a samp. waaw fii ba juróomi at. mën nañu leen defal des contrats à durée indéterminée n fois. waaw contrat yooyu nag dafa am ñoo xam ne ñu ngi ci abusé wu. pendant 5 ans ñu ngi leen defal contrat à durée déterminée. te bu ñu demee ba xam ne yow yaa ngi bëgg a yàgg ci kër gi dañ lay bàyyi dem jëlaat ñeneen. noonu lañ def pendant 5 ans. 5 ans rek dañ lay tourné loo ba 5 ans bi après rek. balaa moom pendant 5 ans. te du biir 5 ans yooyu entreprise yi nga xam ne c'est des entreprises traditionnelles. yàggoon fi. am na investissement boo xam ne bu ñu ko defee mën nañu bénéficier disposition guichet unique. dëgg la. loolu dafa nekk loo xam ne lii bokk na ci lu yokk chômage bi. beneen ba ca des Moussa dafa am ay ñoo xam ne ñii ay boroomi barke lañu di créer ay entreprise tampon. maanaam entreprise bi dafay exister rek ci tur. waaw. dañuy am seen i locaux am seen lépp mais amuñu entreprise en réalité. mais ci biir entreprise yi nga xam ne yi dañuy jël nit ñi. di leen liggéeyloo. ci entreprise yooyu la ñuy dem am na ñoo xam ne ñi dañuy débauché am na ñoo xam ne ñu bu ñu bëggee jël. dañu leen di jël defal leen contrat de mission. contrat de mission bi entreprise bu bëggee dàq da lay dàq. waaw bu la dàqee
tey nga yóbbu ki nga xam ne kii mooy entreprise tampon boobu boo ko yóbboo ci yoon. boo demee ba ñu condamné ko entreprise boobu du am lu mu la fayee. dafay nekk insolvable. loolu bokk na ci. beneen ba ci des Moussa mooy ñi entreprise yi fi nekk. tey liggéey li nga xam ne ni dañu koy jëfandikoo ci biir réew mi. moo xam lu ñuy lekk la moo xam matériel la moo xam lu mu mën di doon la mais entreprise yooyu bu ñu produire duñu mën a écouler seen produit. dëgg la parce que am na ñoo xam ne ñii ci ay conteneur la ñu koy def di ko indi tas ko ci biir réew mi. de telle sorte que yow boo produire ba pare doo am foo ko jaayee. Moussa duggal ci marché bi nga xool li nga xam ne li moom lay sol ci wàllu tissu. amu ci lenn lu ñuy liggéey fii Sénégal. nga xool li ñuy liggéey ci wàllu bâtiment. amu ci dara lu ñuy liggéey fii au Sénégal. nga xool li ñuy liggéey ci wàllu menuiserie. boo dee seet 80% wala 90% amu ci lenn lu ñuy liggéey fii au Sénégal. lépp bitim réew lay jóge. mais pourquoi pas l'état du Sénégal mënul installer ay entreprises yoo xam ne yi ci yi ma tudd nii. dafa leen di produire sénégalais di ci mën di jëfandikoo. absolument liggéey bi mën a am. mais duñu ko def parce que entreprise Sénégal fi mu nekk dëkku commerce la. jënd jaay entreprise jënd jaay nag am na yoo xam ne yi daf cay lajje. boo ñëwee ci wàllu mbay mi. waaw mais Moussa li ñu yor ci suuf kenn xamul nu mu toll suuf am na ndox am na lu tax mënuñu wut ay jumtuwaay tàggat xale yi yóbbu leen ci àll bi di def agriculture comme ni ko tubaab yi di def. mais ñoom ñu ngi ci Prodac ñu ngi ci. li ñuy lekk fii boo ko seetloo tey dafay dem ba yàgg dafay am mévente. duñu ko mën a jaay parce que entreprise yi nga xam ne dañu nekk à l'étranger ñoom ñooy indi seen produit. produit yooyu ñuy indi nag dana tax béykat yi dootuñu mën a am li nga xam ne li moom la ñu kii. voilà Moussa donc boo ko dee bëgg lim tey jërëjëf du jeex. voilà jërëjëf fi may terminer rek mooy. nañu def les assises de l'économie du Sénégal. ñu toog waxtaan xoolante bët. état bi politique na industrie yi. politique dana ko parce que foo attaqué état am ku jóg. dal ci si kaw. loolu nañu ko bàyyi. parce que ñiy wax ñëpp waxuñu pour seen intérêt personnel. mais dañuy wax pour l'intérêt du pays. alors il faut que ñu accepter na nga waxante dëgg. président de la République dañ ko attaqué dañ ko critiquer. critique yooyu ak attaque yooyu du manque de respect du indiscipline mais c'est pour dire la vérité. absolument kon donc nit ki bu ñu la waxee dëgg neexul. Moussa Sénégal dafa mel ni dañuy jëfandikoo ay wax te wax nag Moussa du fees ndap. wax du fees ndap. jërëjëf Cheikh Ibrahima Fall daana wax ni ba ëllëg ba yàlla fay wax bàyyi jëf. dëgg la kon donc nañu fexe. dégluwaat ñi nga xam ne ñoom la ñu war a déglu. jërëjëf sëñ Moussa ci wàllu politique ak ci wàllu lu mu mën di. jërëjëf sëñ Moussa. ñu leen di gërëm di leen sant. ñoo ngi lay gërëm sant ci intervention bi kon dafa dogoon ñu asalaamaaleykum. allo. waaw ku baax na nga def. asalaamaaleykum. maaleykum salaam ku baax. Alaaji Moussa Thiam. naam. Alaaji Moussa Thiam. maa ngi lay dégg kooku. Jibril Sène la. waaw sëñ Jibril Sène. ana waa nax gépp a ngi lay nuyu Moussa. maa ngi leen di fay bari. di rafetlu liggéey bi. di baal ñëpp ak di balu ñëpp ak. baal nañ la. Moussa. allo. ñoo ngi lay dégg waaw ñoo ngi lay dégg. Moussa gis nga état. du leble xaalis. du financer institution financière mooy leble xaalis. absolument. état dafay subventionné. Moussa état du Sénégal 16 millions d'habitants lañu. embauché gu ci lu mat 500,000. c'est-à-dire Moussa réew mi pour ñu defar ko il faut ñu ba naxante bi. te waxante dëgg. Moussa mbir mi c'est pas dajale nit ñi ay jam ñaajo way ku ne def discours lii mooy suñu problème lii mooy suñu problème problème bi xam nañ ko mais dañu nangul dem tout droit ci saafara bi parce que gis nga Moussa xam nga suñu problème. dafa am saafara problème yoo xamante ni dafa am ñum dul arrangé. parce que au Sénégal ñi am doole à tout moment tant que bariwul ay baadoolo yu nekk ci seen wet di ami problème di jàmbat ñu ciy profité. ñoom duñu am lu leen neex. Moussa gis nga mbir mi xam nga lan la d'abord liir naa ci benn kii Mimi Touré mu ne nañ préserver d'abord les emplois yi fi am. absolument waaw. Moussa loolu mooy priorité d'abord. priorité la way. Moussa Sénégal diggante 2012 ak suñu jonni yàlla tey li fi tëj ci ay entreprise dafa bari. ba mu juddoo ba tey mosu fee am. dévaluation franc français jaar na fi. ajustement structurel jaar na fi. leneen ak leneen jaar na fi crise bu nekk jaar na fi Moussa. mais li fi tëj ci ay entreprise ci 2012 ak suñu jonni yàlla tey mosul am. dëgg la mais tëju entreprise mooy créer chômage. Moussa gis nga il faut yëf yi lan la nañu assainir le milieu. entreprise privée yi ñu dooleel leen les privés nationaux ñu dooleel leen. loolu kese mooñ ci mën a génne. beneen bi ci des aussi Moussa les lenteurs administratives. ci wàllu marché public. waaw nañ ci wax. loolu bokk na ci lii daane entreprise yi Moussa. Moussa su fekkee tey da nga toog di xaar une décompte. waaw ñu ne la ci une semaine la ñëw décompte boobu def 6 mois. mais diggante 6 mois yëpp Moussa bor ngay da ngay leb. décompte bu ñëwee da nga koy fay see bor. am problème fay see personnel. mais soo ko cumulé rek entreprise bi tëj.
dette privée bi aussi dette publique bi dette bi nga xamante ni état daf ko amel les entreprises waaw mais nañ ko éponger waaw mais Moussa bala ngaa jël 450 milliards naan da ngay joxe ay DER ak yu kenn xamul mais fayal dette yi nga amel entreprise yi ñoom ñu mën a continuer def seen i recrutement suqaliku mais loolu moo doxal réew mais quand ça waay di jël ay DER Moussa gis nga structure yi ñu créé du ñu yóbbu fenn daf ñuy tardel te dañuy palaasu lekkukaayu xaalis kese la ak une bande de copains ñoo fay nekk jël seen beneen bande de copains financé leen quelque chose ñooñu xamuñu ni ñi liggéey ñu tasaare xaalis Sénégal mais loolu doxalu réew mi nañu waxante dëgg teg yëf yi ci dëgg buñ bëggee avancer tout le monde ne peut pas être entrepreneur tout le monde aussi ne veut pas être embauché mais lu ci nekk rek nañ ko teg ci yoon régler la dette intérieure d'abord man la dette intérieure jërëjëf waaw lu am solo wax noonu kon dette intérieure bi la ñu war régler dina bokk si luy gën a suqali li nga xam ne mooy entreprise yi balaa ñëw tamit créer yeneen yu bees asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Seydou Moussa na nga def. ñu ngi sant tubaarikalla. jërëjëf ñu ngi woote biti réew dañuy contribuer tuuti rek dafa am lu ñu cof ci émission bi. bi ñu si constaté mooy mécanicien yi ñuy wax ci Sébikotane dañ leen fa defar place dañu bëgg a wax ne loolu nekkul li fa nekk mooy andi woon nañ fa ay mécanicien ba installé ba gars yi tabax. waaw mais am na borom doole bu ñëw ba nangu ko wax ne moom moo ko moom démolir lépp lu fa gars yi defoon. donc bu ñuy participer nañu wax exact li nga xam moo nekk dëgg. benn mécanicien nekkatu fa. waaw. loolu la ci wàllu développement bi bu ñu bëggee ay pôle de développement dañuy dem fu mel ni Ngaye Mexe ñu tabax fa ngandum centre. mboolem ñi nga xam ne ay cordonniers la ñu nekk Ngaye nga dajale leen fa ñuy defar dàllu Ngaye ceinture Ngaye portefeuille Ngaye ñuy consommer local der bi mun a jar et cetera. mais li ñuy wax ni yëpp bu mu nekk waxu politique nii rek wax du fees ndax comme ni ko góor gi wax ñu bëggoon corriger rek mooy Sébikotane boobu li ñu fa wax noonu. noonu nekkul dëgg bi dëgg bi mooy toj nañu ko. d'accord merci pour la précision. merci si précision boobu kon xam naa acteur la boo xam ne peut-être da cee bokk moo tax mu indi précision boobu ñu jël ñeneen ci ligne bi ci asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ku baax tur beeg fa ñu woowee. Moussa man la Moustapha Tall. waaw da nga ci am na lu des. ah. Moustapha Tall doo ci Moustapha Tall. non Moussa Thiam Thiam mais Moustapha Tall. dara jàmm yàlla. ñu ngi lay ziar. turu yàlla na nga def. ñu ngi sant alhamdulilah. ñu ngi lay ziar waay ci weeru koor. jërëjëf nañu ziar taarikalla. yàlla nangul ñu suñu koor. yàlla waaw amiin taarikalla jërëjëf. léegi Moussa. naam waaw. man li may wax ci mbir mi rek. mooy quand même depuis indépendance. ñu ngi def ay maanaam ñu ngi gérer réew mi. waaw ñu koy gérer nii. maanaam di def ay projet bon politiciens yi ñëw joxe programme. exécuté ko mais toujours day am problème. léegi nag man li nga xam ne moom laa waxoon en 2000 bi Abdoulaye di accéder au pouvoir moom laa wax ba léegi. waaw dama ni économie bala ñu ko mën a redresser. dañoo def état généraux de l' économie wala comme ki ko sëñ Moussa moomu génn léegi. les assises de l' économie. waaw mooy état généraux de l' économie. bu may wax waaw il faut ñu def ko pour xam. état des lieux xam fi réew mi toll. ci wàllu économie. ci wàllu ñu mën a ko organiser xam yan secteur war lañu war a dooleel. yan secteur mooy porteur. ñu defaraat maanaam économie bi. daal depuis agriculture industrie. ba ci commerce bi su ko defee foofu yëpp dafa am ay emploi yu fi maanaam a créé mais suñu bàyyee réew mi mu continuer nii maanaam day nekk njëriñu bitim réew Sénégal du ci gagné Sénégal dañu mujj nekk ay employé rek la ñu mujj doon te maanaam di jël ay produits étrangers di ko consommer rek la ñu def te amoon nay industrie ci année indépendance yi année industrie yëpp tëj na donc loolu nag su fekkee ni dafa jóguñ ci maanaam indi ay solution day gën a continuer li fi nekk kas ñëw ci entreprise dañuy tëj ba jeex tàkk. dëgg la. te kon bu boobaa lan la ñu def. commerce rek. oui commerce mënul doxal réew. absolument parce que emploi yi nga xam ne moom lañ bëgg ci pour xale yi. commerce bi attanu ko. il faut agriculture bi dox comme ni nga ko waxee. ñu seet nu ñu mën a développer agriculture ba mu nekk agriculture bu mën nga ko jamono. absolument indi industrie bu lu ñuy bay aussi ñu transformer ko fi. mu nekk ay industrie. dëgg la commercialisation bi soog a ñëw. absolument mais lii la te loolu nag mënoo koo def te defoo ay assises. ba ñu xam concrètement fan la réew mi toll. waaw ba ñu xam naka la ñuy def ba organiser lépp. banque yi mën a taxaw financé. ñu organiser agriculture bi encadré ko. nga xam ni ko boo bàyyee doo perte. boo defee industrie doo perte. boo defee commerce doo perte. banque yi mën l'accompagner. bu ko defee emploi yi ñu mën ko créer. lii rek la. lii rek la waaye ay
fast track baax na. ay na bar na baax na mais ci kaw mu tegu ci ay raay yu baax. waaw ci raay waaw bu baree moom. nga xam ne boo ko baralee mu dem. waaw mu ne waaw dama ngiru. waaw day baral. waaw ngiru de baaxu ci. lii rek la Moussa. jërëjëf ñu ngi lay gëm sant Moustapha Tall donc waaw. opérateur économique voilà kon ñu xool keneen ci ligne bi asalaamaaleykum. allo. waaw ku baax na nga def. allo. allo ñu ngi lay dégg ku baax. allo waaw émission bi de am na solo dama bëggoon participer. tur bi ak fu ñu woowee. man monsieur Diack Dakar lay wootee. Diack sëñ Diack bisimilah. waaw man informaticien la mais affaire emploi moom day loo xam ne daf maa neex. dëgg la sëñ Diack. mën naa ni depuis bu yàgg ba léegi nag maa ngi ciy gëstu. maa ngi ciy gëstu di def ay initiative di monter ay trucs di accompagner ay jeunes yooyu yëpp daal en même temps je suis coach dans ce secteur. en tant que entrepreneur. coach en entrepreneuriat et emploi quoi. dëgg la. mais li ma mën a jàngat li ma war a wax dina gudd ba nga xam ni. je préfère aller directement aux solutions. pour gagner du temps. voilà absolument oui. gis nga problème mu emploi bu ñu ko bëggee régler. il faut que nous consommons ce que nous produisons et que nous produisons ce que nous consommons. oui lu am solo. maintenant ni loolu dina régler problème yu bëree bëri te loolu amu fi. oui. kaay ma jox la tey suñu jëlee coton est-ce que xam nga ni Sénégal bokk na ci réew yi gën coton te li ñuy produire yëpp dañ koy jaayaat. amul lenn lu ñu ciy transformé. gerte gi noonu. diwlin des millions des milliards et des milliards la ñuy dépensé ci diwlin di importer lépp bitim réew. ñu jël blé bi 100 millions de miches de pain ñu koy consommer Sénégal farine bi yëpp amul 1 gramme de farine bu ñu consommé bu ñu produire Sénégal. tam am ay alternative ci dugub ñebbe ak leneen suñu paysans yi mënoon koo jël. ñu jël craie yi. craie yi école yi di bindee Sénégal yëpp dañ koy importer. ñu jël nouvelle technologie lépp luy casque matériel lépp dañ koy importer. la liste est tellement longue bon maa ngi ciy travailler ci document bu mais gis nga 6 produits yi mën a citer tey. il aurait suffi ñu dem ni yooyu dootuñu nekk di ko importer à 100% wala dañuy transformer ay Sénégalais di ko utiliser. mu jur emploi yu dul jeex. dëgg la. te gis nga emploi kenn mënu ko wax. sans développer le privé national. ak la transformation. bay ay produits jaay ko. loolu du richesse de richesse mooy nga toog transformer ko. xoolal tey coton bi ñuy bay Sénégal yi bu ñu ko doon transformer ay Sénégalais di ko transformer. craie bi ñuy bindee ci école yëpp xoolal bu doon am na usine bu ñaari usines yuy defar craie Sénégal. loolu xoolal ñaata emploi lu mën a jël. dëgg la absolument. leneen li mën a créer ay emploi tamit beneen solution bi. mooy tey artisanat. parce que man en tant que coach en entrepreneuriat gëmuma. di financer nit koo xam ne projet am da ko bind rek sur idée. waaw sur idée waaw. déedéet damay financer ki ci nekk ba pare. maanaam ci ko xam ni dafa taxaw ba pare ñu renforcer ko. waaw kay exiger ko nag mu jël ñeneen. dugal leen en formation wala en recrutement. absolument oui. te ñooñu muy jël ay prisonniers dañ ciy bokk. ay étudiants dañ ciy bokk ay chômeurs dañ ciy bokk tel dañ ciy bokk noonu la ñuy régler affaire bi. am na solo sëñ bi xam naa nag du ci xëj am na solo. xool mooy moom àggale liste bi. gis nga décentralisation tamit faaw ñu accélérer ko bu ñu bëggee régler le problème de l'emploi. ak surtout leneen lu am solo loo xam ne daanaka dégguma ko xam nga mooy lan mooy gaspillage. waaw dañ ci tey jii da ngay gis sunu yaay yi koo xam ne ngénte da ciy dépensé 5 millions. mais est-ce que xam nga ni 5 millions tabaxal créé na entreprise boo xam ne fukki nit dinañ ci liggéey. dëgg la waaw lu wóor kay waaw. ñu bari tey boo leen financé bu seen activité doxee buñ ngéntee wala buñ amee dëj entreprise ba tëj. wala mu daanu. très bien. donc il faut ñu travailler aussi sur la résilience. nga xamante ne créer entreprise. c'est pas l'objectif de. mais entreprise yi ñu créé le maximum bi survivre. d'accord xam naa nag bon nañ jël sa numéro suuf au cas. waaw li may jeexalee nag. mooy c'est dommage que ñun ñi ne ci affaire yi xam ko di jël suñu propre xaalis di def pour di encadrer ay jeunes. on a beau demander. personne ne nous répond. moo tax li président def c'est dommage mais gëmoo mu jur njëriñ. parce que les gens yi ne ci mbir mi xam ko. on les a écartés teg fa ay politiciens mais dara du sotti. waaw yéeme na nag. li ëpp ci xaalis bi dañ ko ay séminaire lañ koy organiser ak ay détournement ak ay fonds de roulement. c'est vraiment dommage. jërëjëf voilà kon nag xam naa moom il va nu daf ñu woo rek ci. balaa fin kii bi nag ñu ma xool rek nañu ko qualité ñu mën a jël ñeneen ci ligne bi asalaamaaleykum. Alaaji Moussa Thiam. naam. ñu ngi lay ziare de. waaw kooku. ana bëgg ceeb. waaw dem na léegi. waaw bëgg ceeb dem na léegi. dem na léegi. waaw. moom xanaa dafa ragal koor gi. yéeme na de. mais Moussa Fatal waroo ko woon a jël. waaw déet waay. mais moom fii la ñu waroon a yónnee ceeb fi mu toll nii gis yu benn ceeb ba pare muy dugg di la. non na nga jox soween yi rek soween yi ak taaleen yi xam nga ni ñoom ñoo bokk mbuus ak. ak saareen yi. na nga ko suspendre en attendant. d'accord.
maa ngi lay nuyu El Hadj ñu ngi lay fay ñu ngi lay fay xalaat yi fi jaar yëpp. di nuyu mon frère mon frère El Hadj Bool El Hadj Lam Fall ak Xaaye na porte-parole du gouvernement. Xaaye defe naa mooy porte-parole du gouvernement bi léegi. ah. yéeme na moo ngi ci. yéeme na moom xam naa bu ko Macky Sall amoon ci wetam moom dana am lu bëri. waaw. en tout cas li may am nga point boo wax ba léegi gars yi dugguñu ci. mu problème moo Jakarta men yi. waaw. xam nga dafa am Jakarta men yi bi forum bi am déjà c'est li président def man dama koy rafetlu. waaw initiative la gis nga nit yi suñu defee initiation ba rafet il faut ñu rafetlu ko. bu njëkk lu contact direct bi amul woon. malgré que nag peut-être que dans toutes les régions. peut-être que xaw ma ñi leen représenté waru leen représenté mais de toutes les façons affaire bi moom jàll na. tout le monde est au courant yu bëri. initiative bi rafet na te lii bu ko président teeloon def mën naa am lu bëri. dana feeñ parce que déjà gis na xaalisu Jakarta maan yi rek. waaw indi na am na lu fa leer waaw interprète direct. am na lu fa leer les gestionnaires ñu daal di indi une clarification direct président xam ne xew. dëgg la. Covid am na. déboursé na benn montant. ñu jox ko moom déboursé na ko li mu waroon def na ko. te l'ancien ministre mooy Oumar Youm avant mu fi jógee xaalis boobu rek la woon na ko ba mu nekk ko rek na kocc. ñu teg ko fi lu tax nit ñi jotuñu ko ba léegi ba tey président am ak moom ñuy jàkkaarloog moom. ñu ngi lay nuyu ko laaj. Oustaz Mbaye laay gouverneur génn attaqué le ministre des transports attaqué président. ça je le dis directement c'est la faute au secrétaire général. xam naa moo tax ñàkkul démb. mu wëraat rajo yi on lui a demandé de apporter un. en tout cas daa war a leer de alal xaalis boobu dem naam demut moom ñuy renvoyer la balle moom daa war a leer. xaalis bi moom maa ngi koy topp c'est au niveau du trésor. waaw. mi ngi ci trésor gars yi leen war a organiser pour ñu dans les régions. ñu def seen dispatching yi def recensement bi pour mën leen ko jotli mais suñ ko bàyyee trésor aussi ñu ko war a def defuñu rek bu fa yàggee mën naa am ñu récupérer ko jariñoo ko. wala ñu dellu ko fa mu jógee wala les ayants droit bu boobaa dañuy perte. très bien. kon le secrétaire moomu génn fii ci rajo yëpp di wax démb. ba ma dégg ko fii 7FM muy wax. c'est lui qui a commis cette erreur. ah oui on l'a perdu malheureusement donc c'est dommage on l'a perdu ñu jël peut-être waaw ñoo ngi cate trop c'est dommage ci waat kon nag xam naa moom dafa xaw a cate tuuti ci waaw waxtaan wi ñu xool keneen su nekkee moom ci allo. waaw allo waaw kooku allo. ma ne maa ngi lay dégg waaw très rapidement waaw parce que une minute waaw. waaw ma ne boobu dafa loolu moo indi jafe-jafe bi. ñaareel bi aussi réew mi. suñ bëggee di génn waaye dafa am lu ñu daan tuddee organisation et méthode. fii ñu toll li des ci àdduna ba àdduna yi tukki Afrique mooy yor le reste du monde. comme mooy yor le reste du monde. il faut ñuy def organisation et méthode pour par ci génn. absolument waaw. beaucoup de gens ont demandé que des centres de formation soient créés. waaw. mais il faut nit ñi aussi xam ne l'emploi n'est pas garanti au terme de la formation. oui. te aucun pays dans le monde entier n'a pas encore gagné la bataille de l'emploi. kon président boo waxee ne mën na régler problème emploi bi. wala ñu nekk ci biti yaakaar ne koo taxaw ne boo ma falee le problème de l'emploi je peux le régler définitivement dama naan loolu amut munut nekk. personne ne peut régler le problème de l'emploi. amul dans le monde entier benn dëkk boo xamante réussir na. pour l'instant nag on peut baliser. waaw nan baliser mettre maanaam les bonnes conditions. surtout le secteur privé. pour mën a absorber li mu war a mën a absorber. secteur privé bu ñu gisee seen bopp rek. problème de l'emploi bu ñu ko réglé mënuñu ko régler sax mais lu bëri à 80%. wala 75% wala 90%. mën na ko régler. très bien mais ñu régler ko à 100% loolu moom c'est impossible. jërëjëf ñoo ngi lay gërëm sant waaw cete na trop nag waaye kon nag dafa am waaw kenn nag moom waaw ñu jël. un économiste waaw mu wax ñu situation bi moom tamit xelam daa màcc jëm ci fànn woowu bëgg bokk ci waxtaan wi kon nag xanaa ñu mën ko dalal léegi Moustapha waaw Moustapha ñu ngi lay nuyu salaamaaleykum allo waaw kon kooku daf ñu rëcc en une minute ñu daal di xool su nekkee jàpp ni na ñu mën koo dugal léegi moom tamit mu joxe xalaatam ci est-ce que tamit stratégiquement nu ñu war a def ci lii est-ce que tamit dina mën a jur dara ak yooyu yëpp ñu xool.
kanam réewum Sénégal jàmm neex na lu wéy ci réew meeg li koy doxal voilà kon nag kii nag moom tamit xelam daa màcc ci jëm ci wàllu nu ñuy saytoo koom-koom ak yu mel nag yooyu yëpp kon nag sëñ Moustapha ñoo ngi lay nuyu. mais Moussa maa ngi lay nuyu. di la ziyaara. waaw dañoo xaw a cati nag xanaa en 3 minutes rek ci li nga xam ne mooy naan lañ ko foofeek yooyu yëpp est-ce que jàpp nga ni sénégalais yi dinañ mën a réussiraat li nga xam ne mooy lu ñu door nii pour rek lu jëm ci wàllu emploi des jeunes ñu régler ko. xam nga man moom je suis très optimiste man damaa jàpp ne àdduna moom nit ku ci nekk saa yoo tollee ci àdduna war nga jàpp ne war nga mën a réussir lii doon sa jafe-jafe. nit moom jamono joo noppee am espoir ne li nga xam ne moo la tënk mënoo cee tinkeeku rek. mooy ne vraiment loolu yaakaar day jeex donc man gëm naa ne Sénégal war naa mën a mel ni dëkk yépp vaincre ay problème maintenant le vrai problème qui se pose aujourd'hui mooy économie day am modèle. waaw tey jii boobu bu ma ko doon wax ci football. boo gisee Barça ak Real nga gis Bayern nga gis équipe bi ñoom Sadio Mané kenn bokku ci système mais tout le monde gagne des coupes. boo gisee économie bi ni mu tëddee tey ni Inde di defee économie ni ko Chine di defee ak ni ko Brésil di defee ak ni ko France di defee ak ni ko defee Allemagne ñoom ñëpp c'est des pays puissants émergents mais seen dañu am ay modèle économique. modèle économique mooy tax kenn ku ci nekk fa nga féete nga xam si réew mi lan la bëgg. nan la koy defee ak fan ngay jàpp. mais bu fekkee ne modèle amul xam nga nan la mel dafa mel ni nga dugal 11 jours ci terrain. te amul système de jeu. équipe boobu du gagné. dëgg la absolument. dafa war a am un système très clair ñëpp xam ne modèle économique bi lii la agriculture la élevage la. wala ñu ne lii pêche la ñu def ko ba mu leer. kenn ku ci nekk même booy tabax sa kër wala ngay jël sa xaalis di ko investir da nga koy def ci schéma bi nga xam ne moom la gouvernement bi teg. mais bu fekkee ne fi mu ne nii mun nga fi wax fii ba suba ba ngoon soo woowoon ñëpp y compris les ministres nga ne leen Sénégal ban modèle économique kenn du la ko wax bari ki démb gis naa télévision benn conseil à la présidence. waaw biñ ko laajee daf ne on a un modèle hybride. waaw maanaam modèle hybride dégg nga ko modèle hybride mooy lan. mooy du gauche du droite. waaw mais loolu quand même kenn mënu ci tabax dëkk. waaw loolu c'est-à-dire il faut gis nga am na ko wax léegi je pense que mort la. c'est important gis nga réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk. dëgg la. te lii dimbali nit bu xasee ba ne man dégg naa mooy ku ko dimbali la bëgg. maintenant nag c'est vrai que nit comme li ñu naan kii lakk du xalaat. le président aujourd'hui il est en face des jeunes il est en face des problèmes il veut des solutions rapides mais ñun ñi nga xam ne nekkuñu ci condition ñun ñoo war mën di wax muy dégg. waaw. il y a deux choses yoo xam ne boo ko réglé wul ci problème dëkk bi doo ko réglé. muy la nag lan. bi ci njëkk mooy gis nga le développement patriotisme bii ñuy wax bi développement patriotique bii ñuy wax ci la Chine développé ci la Inde développé. États-Unis France ñëpp ci lañ développé. absolument. gis nga soo gisee Sénégal ñu teg SGBS am fi BICIS am fi. français yi très tôt dañu indi seeni banque pour que seeni homme d'affaires yi nekk Sénégal seeni banque mën leen a financer. tey jii nii boo bokkee tubaab projet BICIS tubaab ba lay financer. waaw. marocains yi bi ñu bëggee dara Sénégal dañoo indi ay banque jiital leen pour seeni banque loolu c'est du patriotisme économique. absolument. tey jii soo bëggee defar tëli ñoom dañuy ñëw ne la mën naa ko. ñoom ils ont des taux d'intérêt de 2%. oui. suñ la ko joxee mettre ko à la disposition de CBAO wala SGBS wala BICIS bu ñëwee moo lay ëpp concurrent moo lay gën a baax. donc il faut que ñu def un schéma gis nga économie du wax du benn côté du Jakarta déedéet c'est un schéma dafa mel ni pono. mais est-ce que financement bi également ça peut régler le problème le fait de financer des jeunes et puis cette manne financière là. xam nga dëkk dama lay waxal dara gis nga dëkk dafa mel ni kër gu dara fanaanu borom kër gi lu mu la wax. mën na koo bañ a def. wala nam koy defee du ko neex ndax keneen ne ñoo jox ko xaalis ne ko nii nga koy defee gis nga dëkk bi li ñu war a njëkk a def c'est de mobiliser l'épargne. am na ko wax léegi le problème d'éducation financière. Au Sénégal les gens sont surendettés. waaw. sooy xool surendettement bi yëpp ku ci nekk ci ñun ñu ngi naan noo réew mi mais koo dem këram léegi. waaw soo xoolee noo yi rek la dul fay. léegi boo jëlee télé canal la da ngay fay. nga jël internet da ngay fay. soo na nga wax lan nga dul fay nga jaar ci télé bi Eiffage da ngay fay. xoolal lan nga dul fay léegi boo yeewoo. mais service yooyu yëpp ñu def fexe ba collé ñu ko léegi kenn yóbbatul sa doom public privé nga koy yóbbu. soo paree da ngay jël répétiteur donc booy xool nit ñi li ñuy jot yëpp léegi dugal nañ ci ay camp dépense yoo xam ne soo paree. yow d'ici 10 ans tu es endetté parce que tout simplement doo nekk jamais à jour nit nag bu nekkul à jour dañ ne derrière chaque épargne. il y a un projet. derrière chaque crédit il y a un problème. absolument. nit ki bu commencé wul denc mooy amul projet. c'est-à-dire il règle un problème. c'est-à-dire ki nga xam ne dencul dara bu ñëwee ne la abal ma xaalis ci problème la ne. dëgg la.
mais ki nga xam ne daf la dénk 1000 francs bu la neexee nga ne ko loo bëgg xamal ne am na lu mu nar. donc il faut d'abord dëkk jarul yàkkamti. mais nañu teg affaire bi ci raay ba nga xam ne buñ ci tegee duñ ci teggee. absolument waaw. actuellement dafa am ñaar yoo xam ne ñu ngi koy jaxase te tant que ñu ngi koy jaxase du ñu dem c'est le financement et l'emploi. lan lañ ci bëgg. ouais. Les jeunes qu'est-ce qu'ils ont besoin est-ce qu'ils ont besoin de financement ou ils ont besoin d'emploi. est-ce que jeune bi ngay financé mi ngi mel ni mbër mi bëri. est-ce que day xëy nga dugal ko ci làmb ji. wala da nga koy entraîner doo ko dugal ci làmb ji. dëgg la. l'économie ku nekk xam ne même bu fekkee ne y a des consultants y a des experts les universitaires. parce que dafa am ñaar ñoo xam ne bu ñu dajewul Sénégal économie du fi am. dëgg la muy kan ak kan. c'est l'universitaire bi nga xam ne c'est un consultant xam na li àdduna bi di doxee. xam nga tey pour nga def import export moom mën na laa wax li xew Inde wax la li xew Espagne wax la li xew Brésil wax la li xew fépp. universitaire wax la de marché yi wax la risques yi wax la yépp. mais ki nekk Sandaga nga xam moom bi mu juddoo ba léegi mi ngi jaay ceeb di jaay dëwlin kooku expert la. waaw. donc entre l'universitaire et l'expert bu ñu àndul. ku ci nekk di nga li xoolal da ngay gis ne Sénégal pour nga jël entreprise transmettre ko sa doom du yomb. dëgg la en une minute Tafa waaw. ñoom ñaar bu ñu àndoon nag. di nga gis entreprise bu am 25 ans wala 30 ans wala 40 Sénégal dañu war a jël xam-xam bi. dugal ko ci expert bi au lieu ñuy jël xaalis rek ne noonu nañ ko jox Jakarta maan yi. la Jakarta maan ku am 19 ans mën naa dawal moto. mais bu amee 25 ans lu muy dawal. waaw su amee 50 ans lu muy dawal. est-ce que liggéey bi ñu ngi koy xalaat. donc daal Moussa nga baal ma. loolu laa bëgg parce que émission bi dafa may intéressé dama voyagé woon nag. maa ngi nii damay egsi rek ci avion bi woon. dëgg la jërëjëf sëñ Tafa donc moom moo waroon nekk sax suñu gan malheureusement donc waaw dañ ko yëf jël moo tax fallait que ñu déglu ko ci wàllu lu jëm ci wàllu éducation ci finance bopp buy wax nag lu am solo la kon nag xam naa mbir may cete moo tax mënuñu développer lu bari waaye tamit bokk na ci ñoo xam ne tamit expert financier la ci fànn woowu nu ñu war a taxawee boo jotee mbokk yi di leen dig daje incha allah benn samedi di baal ñëpp ak ñëpp di leen baalaax incha allah boo beneen daje sur seen rajo seen émission loo ci xam. émission bi di loo ci xam pharmacie nationale d'approvisionnement moo leen koy may pharmacie nationale d'approvisionnement di PNA di leen taxawu ci ay garab ci générique muy garab yi nga xam ne garab yu baax la yomb te wóor te ngeen soxla ko fépp fu ngeen nekk te mu jëm ci ñëpp ñu xamal leen ne PNA mu ngi ci région yi nekk ci Sénégal yépp. PNA di pharmacie nationale d'approvisionnement ñoo leen di may seen émission loo ci xam ak El Hadji Moussa Thiam.